الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي asalaamaaleykum mbokki juliti asalaamaaleykum mbokki taalibe yi noo ngi am mbégte dellu si waat ak yéen ni ñu koy defee dimanche bu jot ci waxtu wi ci seen émission diaspora fii ci rajo Xassida online di ziar ñëpp waaye di jiital ci ziar bi xalifatul am Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziarit mboolem kilifay diine rawatina Cheikh Serigne Touba yi di ziar sunu jëwri ñi nga xam ni ñoom la ñu nekkal ci rajo bi buñ ci jiitalee Serigne Mouhamadan Mbacké rek mel na ni nuyu nañu ñëpp fàttewuñu kenn ku leen juum waaye ñi ngi ziar ñëpp di ziar nag sama doomu ndey Baye Makhtar Tall ak Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall moom mi nga xam ni moo yor xarala bi ci gannaaw kenn du ko gis waaye daanaka moo yor liggéey bi yëpp am mbégte lool nag dellu si waat ak yéen tey jii di le 17 janvier 2021 ñu fas yéene tey ñëwaat ak yéen ci beneen émission bu diaspora xam naa damay jox rek Baye Makhtar mu dugg nuyoo ñu doog a tàmbali salaamaaleykum Baye Makhtar. jërëjëf Baye Demba auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci sang-sang yi ñu ngi sant ak gërëm bu baax a baax suñu ñaari waajur di siyaar mbokk taalibe yëpp di jiital ci nuyoo yi nag sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér te naal yi mu naan ci yoonu Serigne Touba bi yàlla suñu borom def kàttanal ko ba mu àggale ko jàmm di nuyu nag bépp kilifa diine kilifa aada ñu nekk ci Sénégal ak bitim réew di siyaar bu baax a baax suñu mbokk waa jàngu bi di leen nuyu di leen siyaare di nuyu suñu mbokk auditeurs yi taalibe yi di nuyu ñëpp ñi ñuy déglu Italie ak feneen fudul Italie ba Sénégal di siyaar waa suñu jëwriñ yi nekk ci rajo bi sëñ Mahmadan di ko teg ci loxoom suñu technicien Modou Mbaye Thiam di ko nuyu di ko ñaanal mu yokk te yàlla wéral ko ba liggéey bi gën a yemb ci loxoom kon Baye Demba xanaa di feddaliwaat ko lëre rek di nuyu suñu jëwriñ sëñ Cheikh Mbacké El Hadj Cheikh Mbacké géwélu Xaadimu Rasuul di ko nuyu di ko ziyaare ndax xam naa ni ñàkkul moom dimanche bu jot rek saa su ne ñàkkul ni mi ngi ñuy topp di ñu suivre di topp liggéey bi kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Baye Demba ma delloo la rek ñu dugg ci liggéey bi ci kàttanu yàlla. waaw jërëjëf Baye Makhtar xam naa damay jox technicien sëñ Modou mu am benn vidéo bu tuuti bu ñu dugalal rek ñu doog a tàmbali programme bi. Baye Fall bismillah. Les responsabilités sont parce que l'Union européenne comme ni nga ko wax ni waroon na teg des audits ñun waruñu woon sax taxaw di wax lii parce que ñoom li ñu def yëpp amul résultat tey waruñu sax taxawti nee naa leen bu leen joxati xaalis état yi dem leen jox ko ñi ko yellool parce que xaalis boobu ces fonds là rentrent dans des tonneaux sans fond xaalis boobu ñu ko yellool musuñu ko gis xam nga moi je vous parle de 180 loolu c'est tout récemment année yi passé la mais liñ fi dugal depuis 2005 li fi dugal depuis 2005 xam nga ñaata la ci ay milliards et milliards depuis 2005 bi affaire yi commencé mais non attends il y a des gens qui parlent de plus de 2000 et quelques milliards xaalis yooyu nañ ko leeral l'aide au développement pour lan la c'est pour lutter contre l'extrême pauvreté loolu yëpp dafa war a leer moi je vous parle de récemment 180 mais loolu yàgg nañ fi dugal l'aide au développement fu mu mës a jaar alors fu mu feeñ si ñii di jiite les régimes qui se sont succédés se sont enrichis la preuve en est que ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi plaçonné avec des milliards de dollars des milliards ay milliards lañ yore mais nan nga mën a comprendre ces dirigeants africains yii di wuti xaalis Europe ba pare ëpp xaalis les dirigeants européens dañu dem ba nga xam ne Europe nawlootu leen ñun d'accord ñu l'aide au développement d'accord ñu xam nga li si Afrique war a def liggéey gëm boppam xam boppam créer une révolution socioculturelle pour que africains yi xam ñooy kan soo xamee sa bopp di nga xam yaay kan mais man d'accord ma ay magum jëmm yore xaalis jël xaalisu dëkk bi
di ci def lu leen neex di xaar ñu leen di jàppale pour leur jeunesse. Je crois que c'est loolu dafa war a jeex et tout le Sénégal doit se lever. mais suñ ko dugaloon fi mu war a dugg kon tey mbir mi du demee nii parce que il faut que ñu jàpp ni l'aide au développement du pour nit ñi di ko dugal seen poche wala di ko fajee yenn soxla c'est pour lutter contre l'extrême pauvreté. xale yi nga xam ni dañ leen delloo si woon yooyu yëpp c'est pour leur insertion socio-économique ñooy tëbaat di demaat ak ñeneen gis nga tey y a une nouvelle donne ci recrudescence bi moom mooy l'arrivée des pêcheurs tey géej gi boo xoolee amatul dara ñoom mënatuñu seen li ñu moom li ñu am li seen aada mënatuñ cee am dara suñu demee ba ñooñu tey jël seeni gaal di song pour une immigration aléatoire il y a un problème parce que la zone économique exclusive a été bradée la pêche industrielle écrase la pêche artisanale ñoom dem nañ ba nga xam ne mënatuñ ci am dara c'est la désolation totale je crois que il faut que ñu changer de paradigme xaalis yooyu ñu fi dugal dama wax ni dama animé benn conférence j'en profite pour nuyu Aline Badara Cissé sur la migration bi ñu paree bi wax ji bëree c'est la représentante de l'Union européenne moo ma woo laaj ma sama email yónnee ma ñoom liñ fi dugal yépp ci xaalis nga xam ni kon ñoom jaaxle nañu. waaw jërëjëf mbokki auditeurs yi comme ni ngeen ko déggee noonu rek mbokk moomu nga xam ni moo doon wax ni moo di président Boubacar Seye ci ay fan yu néew rek ci weer wala weesu bi nga xamee ni xew-xew yooyu ci gaal yooyu këpp woon ci yoonu géej gi amoon na fi mi ngi woon fii ci waxtu yi ci rajo bi doon def ak ñun émission diaspora ñu doon waxtaan ci phénomène Barça Barsaq bi bërki démb nag ba léegi dañu am benn nouvelle bu ñu metti ndax nag ku xam Boubacar Seye defe naa ni doo toog une semaine boo déggul intervention ci rajo wala télévision fépp fu immigré amee jafe-jafe moo xam Afrique la moo xam Europe la moo xam Amérique daanaka dafay jóg maanaam joxe kàddoom mettitlu wala boog joxe solidarité tey jii nag kooku la sunu nguur téye ko en garde à vue xëy na xamuñu ci lu bari waaye liñ ci dégg tey jii gën nañoo tiital am na lum ñu wax ndax jot nañu benn audio boo xam ni yónnee na ko mu doon lu yéeme loo xam ni tey jii yaakaar naa ni képp ku bokk ci diaspora war nga jógaat ndax fan yi mën naa ni dañuy jóg ci di ñaxtu semaine bële passé la ñu déggoon ñu daanaka jël 15e région bi def ñu ay étranger lu weesu woon stigmatisation bi ñu tegaat tey jii ñu waxaat ñu ne ñun ñëpp nous sommes en danger tey jii jaadu na képp kuy immigré am kaddu war nga mën a jóg ñaawtu fi ñaawtu jeexee fa mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax nag di jàpp nit ci ay kaddu defe naa ni war nañ ko dépasser may nuyu bu baax nag sama frère doyen Amadou Tamsir Ba Ousmane Tamsir Ba Baye Makhtar defe naa nouvelle bi ñëpp la tiital waxuma jaaxal. waaw jërëjëf Baye Demba maa ngi rafetlu wax dëgg yàlla engagement bi nga xamante ni tey rajo bi am na ko pour prendre surtout une position mais d'abord je voudrais nuyu sama grand Tamsir on s'était rencontré devant le consulat war na toll ci ay 1 an plus ou moins c'était un samedi après-midi fekk Sorika ba waroon fee ñëw ñu daje woon ci buntu ba foofu taxaw waxtaan bu yàgg sax vraiment d'ailleurs maa ngi ko doon sax souligner la constitution de notre association comme étant mouvement muy waa CADES yi ñu ngi ci doon waxtaan bu bari et j'ai eu aussi à avoir quelques conseils de sa part ci engagement bi ñu war a am ñun en tant que jeune di seeni ay rakk ñoom ñu jiituñu ci dëkk bi am une certaine expérience donc mu am lu ñu baaxee ci jour boobu vraiment ma koy nuyu di ko sargal kontaan loolu nag bokk ak moom plateau bi
vraiment donc Baye Demba comme ni nga ko waxee rek je crois que ni ko président Macky Sall waxee woon que ni l'heure est grave je crois que foofu lañ toll parce que tam bu fekkente ni ñun yàlla dafa dogal dañoo yor baatu ñi amut baat muy les immigrés te ñu bëri lu ñu naqari loolu ci réew mi ak ni ñuy tënkee ni ñuy téye ak ñi nga xamante ni noonu la ñu jàppee au niveau du Sénégal tey jii boo gisee lu ni mel ki nga xamante ni day défendre les immigrés yow ci ngay liggéey man ci laay liggéey du matin au soir ci soxlay immigré yi la ñu nekk tey boo amee loo mën a contribuer ci wax sa xalaat ci Sénégal sax di nga ragal donc je crois que dafay indiwaat encore le droit à l'expression parce que dafay mel ni nit ki amatul léegi le droit pour wax xalaatam ci lii xew ci dëkkam comme ni ko waxee rek c'est vrai ñun yoruñu toutes les données naam mais ci li ñuy gis caricature bi maanaam nit dem wàcc aéroport et il paraît peut-être xëy na amoon na interdiction de sortie du territoire national mais ba léegi ñun loolu leeruñu mais li ñu leer rek mooy jàpp nañ ni xëy na wax gi muy wax xalaatam aussi di défendre les immigrés et je crois bien que Boubacar li muy wax tout le temps suñu njëriñ la ñun donc je crois que ñun aussi am nañu war nañoo am benn certaine humilité en tant que immigré yëkkati suñu baat ci kaw pour wax ni dëgg-dëgg kii doon ñu défendre tey ñu mettre ko en difficulté ñun war nañoo jóg aussi pour delloo ko njukkal donc tey loolu la rajo bi def ñun ñii loolu la ñu def te ci liggéey boobu ci la Grand Tamsir nekk kon donc dama lay bàyyi nga dalal Grand Tamsir rek di attirer attention aussi à nos amis journalistes ñi nga xamante ni ñu ngi nekk à l'extérieur fii di fi liggéey parce que tamit yëf yi yemul rek ci ki nga xamante ni day défendre immigré yi mais même les journalistes su lii amee ñu gëm ni dëgg ki wax xalaatam ci immigration ki wax xalaatam ci nañuy tënkee immigré yi ak la nga xamante ni lañ leen war a defal kenn defalu leen ko ku ci wax ñu jël la dugal la ci mbir mi dugal la ca fañ la ndungu siin donc même ces journalistes là ils doivent avoir peur aujourd'hui donc Baye Demba ma bàyyi la nga dalal grand rek incha allah ñu xóotal waxtaan bi. jërëjëf Baye Makhtar mbokki auditeurs yi ni ngeen ko xamee rek tey jii daanaka mën naa ni du émission bu ñu waajal ndax nag li ñuy wax ni actualité oblige dafay jaadu léeg-léeg bu ñu tolloo ci yenn jamono bu xew-xew amee diaspora toog traité actualité boobu. doyen ñi ngi lay ziar xam naa ni sonn nga ndax fan yi maa ngi lay gis démb ba léegi entre communiqué yeeg direct yi metti na waaye tey ji mën nañ ni yow loxo càmmoñu Boubacar nga ndax bari na yoo xam ni yéen ñaar ko bokk Horizon Sans Frontières ak yeneen yoo xam ni mën naa ni yaa ngi ci yëngu bu dul loolu nga bokk ci Amnesty International ñu xamee la tam ci ndax nag daanaka il a accusé ba daanaka mën naa ni processare ki ñuy wax Boubacar Seye kaddu googu doon kaddu bu doy waar tey jii situation bi fi mu tàmbaleeg fi mu toll ak it gis nañ ni maître Dioma Ndiaye mi ngi ciy dox droit de l'homme ici fan lañ ci toll Ousmane. waaw jërëjëf Pape Demba maa ngi leen di gërëm vraiment di leen sant waa rajo Xassida online di nuyu Pape Baye Makhtar bi ma bokkal plateau yi vraiment c'est vrai que ñu gisee depuis boobu mais damay suivre souvent émission yi nga xam ne yéen a ngi koy doxal waaw situation bi fi ñu ci toll mooy que daanaka fi ñu ci jógee woon mais dafay gën a leeral rek bés bu nekk
li nguur gi nam ci muselé bi mu bëgg def noppiloo bi mu bëgg def immigré yi parce que mën naa firnde ne Boubacar Ba bu muy jógee Sénégal le 23 décembre amul benn notification bu wane ne am na une enquête en cours wala bu wane ne am na une procédure judiciaire bu ñu ubbi bu ko notifié ne que yow da waroo génn le territoire sur le territoire sénégalais li ci topp mooy boo leen ko xoolee ci page Facebook Horizon Sans Frontières ak bu Boubacar Seye son page personnelle di ngeen gis ne posté na ay photo yu mu jël ci aéroport bi pour tàggu Sénégal yi wan leen ne mu ngi jóge sur le territoire national pour dem fête fin d'année ak njabootam donc foog naa ne bu amoon décision de justice bu tere mu génn kon ci waxtu woowu lañ koy dogal kon ba muy génn lañ koy ne doo génn parce que amoo droit génn ci dëkk bi li am kañ mooy comme xam nañu Boubacar ci jubam ci dëggoom ci taxawaayam xool nañu fu ñu ko mën a jaar pour noppiloo ko gisuñu ko ci ay jëkkoom maanaam ci taxawaayam yoo xam ne mën na am ay sikki sàkk pour nit ñi am ci ñaari xalaat ñu bàyyi bu mu génn dem ci njabootam ñu jël seen ay dogal dogal yooyu bi ñu ko jëlee nag ci lañ ko contacter ca Espagne bañ ko contacter daf leen ne dem day jotuñu ko parce que dafa gis ne am na numéro boo xam ne mi ngi koy oo di ko topp di ko oo mu jël numéro bi def ko ci rubrique am darme bi mu ne ko waa dig la bi mu ko laajee mu ne ko dinaa référer à la convocation mais may leen ma bu ma ñëwee je vais inviter la presse comme ça bu ma génnee nit ñi xam la ngeen ma doon doyee waaye kuy daw ku fekkoon ne koo xam ne kii dafay daw yoon konoon Espagne bu mu nekk fa lay toog waaye bu jëlee te enquête li lay gën a won ne dafa dëggoon ci li muy def bi nga xamee ne Espagne glace gi wadd na fa ba xam ne vol yi dañ leen di supprimer ñi te vol mbokk ci vol yu ñu supprimer mi vol Iberia yi dafa def tout pour am billet bu koy jóbul le lendemain mais mu voyage bu gën a tragique bu gën a métti parce que dafa jógee Espagne jaar Lisbonne daanaka soo ko yegg Dakar mu ngi jógee Espagne à 17h pour yegg Dakar à 2h du matin kooku xam ngeen ne voyage boobu diis na yegg si aéroport am yaakaar ne da ngay dem sa kër noppalu ko ñu téye la ci aéroport bi notifié la na da nga enfreindre benn décision de justice waroon génn réew mi loolu la mbir mi demee maintenant lan lañ koy reprocher dans le fond liñ koy reprocher ñoom waxaguñu ko mais boo leen dégloo Moïse Sarr déjà wane na ne xam nañ ñu koy reprocher donc lu ñu jàppoon ne ña amoon ci xel ñaar ne loolu la nguur gi boo doon wax Moïse Sarr dëggal na ko parce que neen Moïse Sarr daf ne dañu jiiñ état bi ne dafa luubal. waaw sëñ Tamsir kan mooy Moïse Sarr. Moïse Sarr mooy secrétaire. Boubacar dafa tuumaal état bi ak càcc. voilà mu ne comme Boubacar daf ko tuumaal léegi nag am na occasion pour wane lan la ay yan këyit yi mu yore pour ne moom li muy wax dëgg la donc loolu moo tax ñu ne ñoom ñu téye ko lan la Boubacar wax Boubacar def ne ci boo leen fàttali ko médiateur de la République Alioune Badara Cissé dafa organiser benn forum sur l'immigration clandestine alors forum boobu lañ fa jàppoon dafa nekk ne lam fa wax ña fa toogoon bokkoon ci waa Union européenne dañ na koy kat yow li ngay wax nii ñun am nañu ay firnde pour won la lan ñaata lañ dugal ci alal ci réew mi pour xeex immigration clandestine ci la Union européenne demandé emailam demandé leen sax ñu am une rencontre entre HSF ak Union européenne rencontre boobu bañ koy def dañ fa demoon pour jublu wax ñun suñu liggéey fan lañ ko ci naka lañ koy tëral ñoom ñu génnal ñu ay këyit yooyu ñu génnal wan ne ñoom nangam ci xaalis dugal nañu ko ci
Union Européenne ci Sénégal alors Boubacar nag ñëw ne bu fekkee ne dañu bëgg a xeex mbënd bi il faut que ñu commencer ci def le bilan te xaalis boobu fi dugg fan la jëm ana xaalis bi ñen ñoo koy roon ñi ko yoroon nañ ñu wax ñu fu ñu ko dugal naka lañu ma dugalee 118 milliards ci lu nu mel ba pare 118 milliards yooyu mënuñ ñoo wax fan la dugg donc loolu moom la leen laaj fan la xaalis boobu dugg loolu moo tax boo leen seetloo moom interrogation la def nañu leeral xaalis bi ngeen ko jox nañ ñu wax ñu fan lañ ko dugal buñ fa jógee nag ci la ñuy mën a xam yan yoon la ñuy xàll pour xeex yoon woowu alors donc xëy na bu ñu duggee ci biir waxtaan bi léegi malheureusement boo leen déggee bruit say dama nekk ci liggéey ci place liggéeykaay bi. dëgg la c'est tout à fait normal seulement li tax ma insister ci mooy saar boobu dafay mel ni kon ñun ñi parce que nag deuxième li ñuy wax benn yoon mën na nekk accident deuxième fois troisième fois day dem ba day mujjee nekk problème tey jii cautionné wuñu kenn kuy def ay accusation wala ku wax état lu ñaaw damay joxe exemple rek suñu beneen confrère boo xam ne sénégalais la dafa nekkoon ci bitim réew di liggéey mu di Assane Diouf mu def kenn cautionné wu ko on le condamne à 100% waaye ñëpp xam nañ ni état Sénégal moo ko ñibbiloo ba pare tëj ko tey jii dafay mel ni ñun ñii nga xam ni dañu nekk fii amatuñu droit gis lu doxul Sénégal parce que nag il a dit que ni l'aide à la solidarité l'aide à la coopération mënul nekk di jëriñoo ñenn nit rek di ko jëriñoo ndax tey jii li nga xam ni moo war a bloqué immigration clandestine mu di aide bi nga xam ni communauté européenne wala dëkk yi nga xam ni dañuy signer convention ak Sénégal dafa war a dellu si ci ñi nga xam ni mooy jeunes yi ndax tey jii gis nañ ko Sénégal couvre-feu baa ngi fa Sénégal lu ne mën nañ ko nangu ba mu des un jeune ñu créer ko un emploi damay def fra virgulette déjà dañuy radier les jeunes nit ñu am emploi kon dafa mel ni tey jii ñun on a de sérieux problèmes ak sunu dëkk nag loolu dañ koy waxte dee tey jii am naa yaakaar ni président d'association yi dinañ dugg joxe seen contribution parce que nag dafay jot bu dëgg jotee ñu wax ko sunum réew ñun diaspora bi dañu am problème ak sunu gouvernement ndax nag mënoo jël nit koo xam ni dafa joxe benn piste ni lii kat dafa am te commission européenne moo ko jox document yi gis nañu saa su sunu kilifa yi ñëwee fii wax naa la ko Baye Makhtar ba taay ni la musuma gis xool leen ko li faatu ren ji daaw ci géej gi ba mu jar ñu def benn conférence internationale par exemple entre Sénégal Gambie Guinée Mali nga xam ni ñooñu ñooy les pays intéressés amul communauté européenne mooy def maanaam lii ñuy wax benn summit invité gouvernement africain yi ñu taxaw ni am lu ñu jël dem seen yoon mais loolu ku ko waxul da nga jël prosciutto def ko say bët gars yi loolu nag day jaadu tey jii ñu def ci njàngat xool et bëggoon naa aussi laaj Tamsir ndax sunu député yi diaspora bi am nañ ci taxawaay parce que it ñoo ñu fi teewal yaakaar naa ni bu dara xewee war nañ leen dégg. dégguma leen waaye am naa écho que député Mame Diarra Fam intervenir na ci Mak ci benn rajo La Place su ma juumul Mak FM mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion ma dégg ko xëy na ñu ngi intervenir mais jotaguma officiellement dégguma leen de manière officielle amaguma chance donc comme ni nga junjee rek c'est-à-dire que effectivement suñu insécurité dafa toll foo xam ne tey jii parce que boo leen jàngatee tuuti rek li fi xew ci ginnaaw ko feebar bi wane ko dañu commencé feebar bi te yàggul tuuti rek ñu ne ku fi deewati dootoo dem Sénégal ku fi deewati dootoo yóbbu sa néew Sénégal foofu la mbir mi njëkk commencé ci wane ne manque de respect bi ñu am à l'endroit de la diaspora liñ ñuy wax yëpp ay mbubboo la dañu koy mbubboo
mbubboo bi moo di ne saa yu ñu soxlaa ñëw jëfandikoo ñu buñ ñu paree dem tegaat ñu mu ngi mel ni jël sa limon rek dagg ci digg bi boo nalee bii ba amatul ndox nga teg jël ba ci des ba keroog limon bi jeex noonu nag liñ bëgg a def diaspora bi te loolu diaspora bi dootu ko nangu loolu dafay jeex il faut que ñu xam ne doomu réew mi lañu ci réew mi lañu bokk te dañu am place ci réew mi te du n'importe quelle place dañu war a am gëdd ci réew mi parce que même ñu bëgg ko ñu bañ ko immigré yi li ñuy def ci biir réewum Sénégal bu ko ñeneen defoon ci Sénégal mu ñu mayoon ñeneen possibilité ñu def ko ci Sénégal romb na fi mu nekk nii. waaw jërëjëf dafa mel ni am nañu gan ñi ngi wax président yi sunu kenn ci kilifa yi ñëw nañu président communauté sénégalaise bu Brescia Seydina Camara ñu ngi lay nuyu président. waaw Cheikh bi maa ngi leen di nuyu. di am lool di la dalal nag. non mbégte mi moom fii la ëppee parce que lii daf ñuy gën a waneeti rek ne tey diaspora lu bëri lu mu doon jooy faju na wala ma ngi ci yoonu faju ndax tey bu fekkee ni buñ xoolee jàngat bu gàtt rek gannaaw ba ma nuyoo ñi nga xamante ni si ñoo ñuy topp wax dëgg yàlla ci plateforme bu am solo bi nga xam ne ñun dañ koo jàppee suñu yëfi bopp te li ma gëm moom mooy ne képp koo xamante ni si da nga jéggaani rek c'est parce que da ngaa tëggul ci sa biir kër kon nag ñoo ngi leen di sant ba ngeen amee xalaat bi ak xam-xam bi ba mën a taxawal lu mel nii ba nga xamante ni si danañu mën a permettre nit ñi di comprendre li tax may wax loolu nag mooy tey ci lu yàggul dara maa ngi gis comme niñ ko tuddee léegi ki nga xamante ni si moom la ñu dénk képp kuy immigré nekk ci bitim réew muy Moïse Sarr son excellence nga xamante ni si kun dénk njaboot gi la mu wax ni moom day rafetlu arrêté boobu may firndeel rek ne xëy na dañuy fàtte lan mooy d'abord seen devoir ci d'abord doon suñuy avocat ci d'abord war ñoo protéger ci d'abord war ñoo gunge malheureusement mbégte la ko def ndax nee na xëy na occasion la waaye ñun dañoo jàpp ne occasion bu am solo la ndax li ñuy jooy du woo gi ñu woo waaye façon bi ñu defee mbir mi pour toroxal doomu aadama bi loolu la ñuy ñaxtu kon ñoo ngi sant ba ñu amee ñun occasion fii ñu nekk ci suñ biir mën a waxtaan ak nit ñi ba nga xamante ni si danañ xam ni li ñu Boubacar wax ñun ñëpp daanaka mën naa ne ñoo ko waxandoo te ragaluñ ci benn ñaareel bi daf ñoo jox possibilité ñu war a gën a leeral mbir mi waaye li ñuy jooy te di ko métti lu mooy façon biñ koy defee pour jéem a tiital Sénégalais yi nga xamante ni si war nanoo wax ci xam-xam lépp loo xamante ni si dafa jëm ci réew mi ndax nag dañ cee am cër loolu mooy li nga xamante ni si xëy na man ci sama côté surtout moom laay ñaawlu li ci des nag ñu tàllal ñëpp loxo wan leen ne Boubacar du jàmbur Boubacar kenn la ci ñun ndax Boubacar fu nu xewlee dagg na ay activité am ñëw na waaye ñëw na ak xam-xamam te loolu moom moo taxoon fu nu toll ñu koy woo beneen bi tamit moom mooy ne Boubacar dafa nekk koo xamante ni si migrant yëpp lay taxawu gi nag moo war a tax ñu dellu ñu nit taxawu ko tey bi mu ko soxlaa ndax nit nag bu fekkee ni boo soxlaa mu taxawu la moom it bu nekkee ci ay tolof-tolof war nañ kaa mën a taxawu gi nag tekkiwul ne dañuy xeex ci façon boo xamante ni si amuñu dëgg déedéet man li ma gëm moom mooy ne way tukkikat bu fekkee ne dañ laa nar a toroxal ci sa buntu réew nga xamante ni si aéroport moom mooy sa buntu kër ñu defee ko ci anam ban kay defee bu ëllëgee jàpp leen ni keneen ku ci nekk ci ñun war naa mën a doon ne yaay prochain bi te loolu dafa war a jeex ci réew moo xamante ni si dañ ne république la tudd muy un pays de droit moom moo tax ñun lii ñu koy métitlu keneen kum ci doonoon it dañ koy métitlu di appeler aussi ci nit ñi mobilisation ba ca war ba mu mat sëkk ci ñun d'abord surtout diaspora bi ndax kenn la ci ñun mais aussi xamal ko waa Sénégal lan moo tax parce que buñ leen bàyyee ñi ngay jéem a sos di wax loo xamante ni si amul Boubacar ni ma ko waxee li mu laaj kenn ku ci nekk ci diaspora bi ak ci biir Sénégal war nga kaa mën a laaj ndax la ñuy joxe joxuñu ko pour kenn joxuñu ko pour Massamba wala pour Mademba lu ñuy waroon a fajee ay soxla la yoo xamante ni si dafa jëm ci xale ya fa nekk kon am nañ droit mën a laaj ñan lañ gérer koppar yi nga xamante ni si dañ koy joxe ci turu Sénégalais yëpp loolu daal bëggoon naa kaa ubbee ginnaaw bi ma leen nuyoo bu baax a baax ziar leen massawu encore une fois de plus doyen Tamsir Ousmane Ba bu baax a baax di ko massawu ci anam yëpp nag gis nañ taxawaay bi waaye ñu xam ni Boubacar fa mu nekk rusul sëggul te bis bu génnee nekkaat ci ñun it dana xam ne ñun ak ñoom ñooy àndaat
ci li nga xamante ni si ci la nekk muy ak yelleefu way tukkikat bi jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Makhtar. waaw Baye Demba maa ngi nuyu sama président Seydina maa ngi lay siyaar bu baax di kontaan vraiment ci participation waxtaan bi rawatina nag gis sa taxawaay ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex te man je crois que bu ñu xeeb lii bu ñu ko xeeb parce que ñun yàlla dogal na ñu dund ci réewu tubaab yi nga xamante ni état de droit dëggantaan daf fee am parce que réewu tubaab yi xam nañu lan mooy àq ak yelleef effectivement ñu dem ba jàpp ki nga xamante ni day xeexal ay doomu aadama ci seen àq ak seen yelleef donc loolu muy un signal c'est un signal très fort boo xamante ni def nañu ko ci kaw Boubacar parce que waxuma la bu fekkente ni moo def wala deful mais la manière quand même parce que tam Boubacar kilifa la waaw Boubacar kilifa la mais même bu fekkente ni am na lu mu def te moom yëgu ko suñu ko waree am daan bu ñu ko teg mais avertir ko yónnee ko lettre mais yónnee ko ab bataaxal boo xamante ni su ñëwee dana ko recevoir dawul làqatuwul demut fenn parce que Boubacar ñun ñëpp xam nañu taxawaayam donc du koo xamante ni day daw kii bàyyi njabootam en Espagne pendant des mois surtout durant période Covid bi ñu gis liggéey bi nga xamante ni mi ngi ko doon def ci Covid bi dans toutes les chaînes de télévision sénégalais yi yàkkamti Boubacar pour que ñuy suivre ces débats pour xam fan la ñuy taxaw parce que ñu ngi doon dund benn angoisse sénégalais yi gis ni Sénégal le Sénégal entier ñu ngi stigmatiser les immigrés Boubacar était le seul boo xamante ni moom moo taxaw doon défendre les immigrés pendant cette période donc je crois que ce signal là dafa war a ancré wu ci sénégalais yëpp dañu war a xam ni y a un signal qui est en train quelque chose qui est en train de se dessiner xamuñu lu mu doon nag mais daas fanaanal dafa am solo te daas fanaanal bi weesuwul dañu àndandoo di wax ci benn baat dañu àndandoo wax benn baat àndandoo tëggu jàpp ni Boubacar dafa war a génn fee mu nekk te su du génnee ni ko président Seydina waxee il sortira avec la tête haute parce que defut lu ñaaw waxut lu ñaaw ndax yaakaar naa ni émergence weesuwul sa ay doom di jël gaal gi di génn di dem te kenn ci ñoom génn pour wax ci kenn ci ñoom génn pour def ci benn déclaration boo xamante ni intéressé na leen parce que peut-être seen jarbaat dugg ci gaal yi suñuy rakk ak suñuy jarbaat ñooy dugg ci gaal yi ñun ñaata émission la ñu toog fii di ko fi wax donc man tey jii damay am tiitaange sax que ni bu ma demee Sénégal dañ may arrêté et pourtant j'en ai parlé tant wax naa ci ba tay échange bi ñu def avec Espagne moi je dis et je répète et je me répète aussi que ni échange bu bon la ñu def et je le dis à haute voix parce que mënoo jël échange boobu nga ak lié ko accord bilatéral yi nga lié ko ak la ñu lay jox pour nga téye ay immigré accord bilatéral yi lan la jote ak ay immigré yuy voyagé yuy jaar ci ay gaal c'est-à-dire gis nga Baye Demba damay faral di wax ni moodu yi ñuy teg ay kees yi ñuy woowee arrangé nañu d'une part mais il faut que ça cesse nag parfois il faut que ça cesse il faut que ñu xamal leen ni ay nit yu am xel ay nit yu am loo xamante ni mën nañ contribuer seen dëkk tey jii diaspora bi boo bëggee defar Sénégal boo ko bëggee defar dëggantaan soo taaree ci diaspora bi di nga defar Sénégal waaw du ma guddal damay bàyyi suñu gan yi rek comme tey vraiment dañu am ay gan xam naa ni développement bi du gudd. dëgg la Baye Makhtar maanaam tey moom daanaka waxtu déglu la. bu ñu sañoon tey jii déglu suñu mbokk yi ban sensation la ñu am ci loolu ak it naka la ñu ban jàngat la ñu am ci taxawaay.
ñu ngi ziar waaw lii de ça me fait très plaisir kon dafay mel ni. ñun waaw ñëpp ñoo bokk yoon muñ jëm. bien sûr bien sûr. ndax nag waxtu wax bu jotee amul kenn fu mu bokk ñëpp tey jii dama doon xalaat xaar même waa APR yi nekk fii def communiqué jóg taxaw ni dañuy metti di lu bàyyi bisimilah. waaw jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Tall aussi. gis naa suma rak Seydina ak mon frère. yoo wax ne wax dëgg yàlla lii lu ñu war la parce que nag man Boubacar je le connais presque depuis plus de 6 ans. yàlla def na bokk naa ci ñu ko indi fii ci Italie mu ñëw seet si ñëwoon ak moom fële ci Brescia. li ma xam ci moom lay wax mooy nit de conviction la conviction maanaam te loolu nag dépendrewul man nag itam sax dama ko doon yërëm parce que gis intervention yi muy def indi la problématique immigré au Sénégal boole ko ci débat yi wax dëgg yàlla avant moom xam nga loolu amuñ ko woon Sénégal. boo xam ne lépp temps yëpp 100% de son temps mu ngi ko jëble ci mbirum immigré te nag il pose parfois de vraies questions de vrais débats lay poser ci dal ak ci respect loolu wax dëgg yàlla te gis nañ ne et sans compromission parce que yore bandière drapeau diaspora ñu bëri dañ koy def waaye su am lu feeñee rek ñu rocceeku bàyyi ñu fi diaspora donc loolu luñ koy témoigner la te bon li ko arrivé malheureusement Sénégal moo nekk lu réew moo xam ne fekk jàppuñ la rek nekkoo ci yoon wu baax fekk teewuñ la fekk teewuñ la rek soo nekkee ci yoon wu baax def lu baax di wax des questions soo leen suñ la teewul rek mooy ñoom faale wuñ la maanaam waxi mais nag su waxee bañ ba état bi yëngu parce que ci li ma lire ci message yi moo di à haut niveau lañ joxe ordre pour ñu arrêter ko bon tribunal c'est vrai il faut avoir foi aux lois et règlements du pays téye ko taxul mu tooñ parce que li mu wax man gisaat naa vidéo bi léegi ba maa ngi ko condividere suma page les problèmes de 180 milliards yi nga xam ne nee na la représentante de l'Union européenne moo ko jox information yi au Sénégal mais loolu rek la laajte nañ ko leeral mais waxul benn yoon ne Sénégal bon est-ce qu'il y a des problèmes de détournement peut-être loolu su amee tamit lu ñuy leeral la c'est un débat qu'il a posé donc arrêté ko wax dëgg yàlla man xam naa Boubacar avec difficulté yi muy vivre Sénégal malgré cela chaque année su doomam waree def anniversaire mu bàyyi soxlaayam dem seetu ko toog ak ñoom ñib si waat ñu koy arrêté wax dëgg yàlla lu ñuy métti lu la ñun doomu Sénégal yi nekk ci Italie lu ñuy métti lu léegi li ngeen def nii moom lu ñu war mooy ñu am mbokk moo xam ne moo ñuy xeexal mu nekk ci coono ñun ñëpp dañ ca war a ànd jàpp ci te nag même suñ ko libéré ñu continuer di ànd ak moom di jàpp ko ci xeex bi mooy lu ñu war donc maa ngi mënuma woon bañ a participer démb gisoon naa Seydina yéen a ngi woon ci beneen canal malheureusement dama jàppoon moo tax interviewé wu ma woon mais man au-delà di liggéey bi muy def j'ai des relations amicales très poussées avec Boubacar koo xam ne apprécié naa liggéeyam depuis très longtemps parce que li bëri ñun lu ñuy wax fii la ci lay yem mais ñu nekkal Sénégal nga xam ne moom su waxee rek ci mbirum immigration journaux yëpp dañuy ñëw loolu am na ñum neexul am na ñum neexul waaye nag yàllaay maye yàllaa ko may loolu te vraiment il le fait avec conviction du question utum xaalis wala utum poste mooy tax parfois même il est un peu extrémiste dans sa teg na ko ci yoon parce que affaire yi politique affaire yi naxaate loolu wax dëgg yàlla mën naa ko témoigner ci moom maa ngi jégalu nag ci waaw Baye xam naa dama leen di laaj yi ñëpp benn laaj parce que tey jii dañuy wax ni boo xoolee tey jii toroxal immigré moo gën a yomb tey jii dafa mel ni ñun soxlawuñu des experts dans le secteur
ndax nag dañuy koy wax xëy na yàlla defalaat nañu tawfeex ñu am sax ñun consul boo xam ni ñu ngi koy nuyu wax dëgg yàlla bi mu ñëwee ba léegi je salue vraiment son entrée waaye dafa mel ni suñu réew bugguñu ku wax ci réalité yi nga xam ne ñun immigration moom la ñuy dund ndax tey jii Baye Makhtar mi ngi koy wax sànq accord bi nga xam ni bilatéral bi nga xam ni Sénégal signé na ko commencé woon ko brandir waaye ñun ñu jóg immigré yi xam ñun nëbbaat ko parce que ba léegi accord bi génnul tey jii nga xam ni dëkk yi ñu nekk ñun ñii tey jii nit mënu warut a mën a ñëw ci dëkk te dajewul ak borom xam-xam yu mel ni yéen état day ñëw nga xam ni Italie bu soxlaa yéen lay toog ngeen jàngal ko ci wàllu li nga xam ni mooy réalité sénégalaise fii ñu koy dund ak ci diaspora bi nga xam ni sunu réew tey jii yow da ngay toog di nga dund ba sonn doo sax mën a jariñ sa réew te da nga koy def ak volonté ni Boubacar daan def nga xam ni Boubacar ndeysaan comme na nga ko waxee dafa mujjee bàyyi Espagne liggéeyam jàngalekat la dellu Sénégal di taxaw di xeex ci ay mbir yoo xam ni ay argument yoo xam ni tey jii Sénégal daf ko waroon jël def ko consultant ndax ñu mel noonu la communauté européenne di jël di def consultance mais tey jii dafa mel ni Sénégal bëggu ñoo jëriñoo boo koy wax fin d'année man musuma gis fin d'année jot banquet présidentiel ñu ne la immigré bi dañ ko décorer parce que dem na liggéey ba retraité ñibbi réewam waa est-ce que jaaduwul aussi ñun ñu toog jóg taxaw gars yi amaat beneen taxawaay bañ a nag nekk extrémiste boobu nga xam ni moom la Boubacar doon ndax nag dafay jaadu léeg-léeg ñu xeex sunu ay droit ma joxaat leen kàddu gi. droit d'NS. waaw ca Seydina. waaw Pape Demba foog naa ni posé nga waxtaan bi ci façon boo xam ni bu am solo la. gis nga Pape Demba man toujours dama am loo xamante ni si dama ko gëm te di ko partager ak Boubacar. gis nga ressources humaines yi nga xamante ni si moom lañ yor malheureusement dama naan toujours li ëpp solo ci doomu aadama bi ci sénégalais bi bu tukkee tukki fa mu tukki moo koy jëriñoo dana jëriñoo dooleem waaye dañoo commencé jëriñoo excessivement xam-xam bi nga xamante ni si moom la way tukkikat yi am pour wax la ne foo toll da nga faral di gis moo xam étudiants yi la wala universitaires yi di ñu woo ñu mel ni ñun di def ay genre questionnement di la interroger parce que ñu ngi préparer seen mémoire ña ngay wuti langam ak sangam ña nga tel laboratoire ma ngi koy def di la woo di am lu bari lu muy jariñoo fii rek ngay gis benn yoon lañ ñu fi mës a yónnee kayit laaj ñu te loolu la ko waraloon it mooy danoo jógoon wax que ni danoo war a bàyyi ñoom bu ñuy dugg si ci réew mi ñëw séq ak tubaab bi te fekk ne xamuñu sax li ñuy bind ca suuf lan moo ca nekk waaw kayit yooyu ñu fi bindoon yëpp enquête oon ñu laajoon ñu suñu xalaat ci li nga xamante ni si moom mooy nekkinu moodu yi bu nu waree dem ñoom waxtaani ci question bilatérale bi fan la mujj te pourtant ay documents yu leer naa ñu leen defaroon fu ne ñu dugg fa te loolu la ko waraloon it démarche politique la woon ndax dama koy waxaat am nay jamono ñun toujours damay wax ne ñun moodu yi dañuy fàtte ne bala ñoo xeex ci wàllu camp politique yi ci ñi nga xamante ni si dañuy def politique danoo war a fàtte ne camp bi ñu war a njëkk a bokk moom mooy ne li nga xamante ni si moom la ñuy wuyoo ñun ñëpp muy moodu gi ñun bu nangoo ne ñoo far d'abord ñun ñëpp ñoo war a mën a am taxawaay boo xamante ni si tey amul opposition amul camp présidentiel amul leneen état du Sénégal fu mu sax taxawee soxla danoo war a sol maillot Sénégal taxaw loolu lan war a leeral d'abord ñun ci suñ biir ci suñ taxawaay parce que malheureusement fii rek ngay gis tey lu mel nii am au lieu que ñëpp àndandoo ci da ngay gis koo xamante ne si day nekk moodu ne yow mu leer na ne yow sa droit yi la Boubacar doon kaasal ak di nga ko lijjanti pour tey jii nga mën a am yow say àq ak say yelleef ci sa biir réew parce que tey dama koy wax gis nga bi Covid bii di am amul benn acte boo xamante ne si posé naa ko mu jëm ci wàllu xeex ko te Boubacar ànduñu ca Ndakaaru moo xam nag surtout ca début ba nga xamante ni si dan doon wax moodu yu lu ne Boubacar bokk na ci ñi nga xamante ne si indi nañ ay paan xëpp ci xal yooyu doon tàkk kenn mënu ko ci liy metti nag léeg-léeg moom mooy ne Sénégal la ca metti mooy boo amee xam-xam di wax
ñey tiit ak fiiraange ngay dugg ma ngay jógee ca ñi nga xamante ne si xëy na ñoom lan fal te li nga mën mënuñu ko te loolu day feeñ ba bu bokkeek ñoom plateau di waxtaan li muy wax ci dossier bi maîtrise de dossier bi ni mu ko amee ñoom da leen di mettre mal à l'aise te pourtant day li muy wax ci biir télé yi woo na leen fukki yoon ak juróom ci biir roq pour wax leen ko waaye dañ la dul déglu ndax fiiraange ak yaakaar ni leneen ak leneen te loolu ñun dañ cee am ay firnde gis nga lii booba wax keneen wax na ko ci yeneen i plateau vidéo yi ñu ngi circulé un journaliste boo xamante ni si ñun bañuñu foog naa ni seen plateforme du ko bañ ITV Khalifa Diakhaté invité na ay association de migrants Boubacar nekk fa woon beneen journaliste moo fa nekkoon boo xam ne day occupé wu ci question de migration keroog dafa toog ak le conseiller technique mu ne ko Union européenne depuis 2005 ak léegi dugal nañ plus de 2 milliards de francs CFA yoo xamante ni si jox nañ ko état du Sénégal li may jooytu moom mooy li Boubacar di jooytu ndax def nañ ko fan ko war a def ak fan la feeñ ndax am na njeexital ci li nga xamante ni si moo doon xeex bi mais dañ doon am problème pour répondre waa léegi loolu bu fekkee ne boo ko laajtee ñu ne la tey doo ko fi laajtee wala tey jii ñu rey la xanaa kon ñoom danoo nar a tëj sénégalais yi nekk ci bitim réew yëpp ños di laaj du pour ñun ñu jëriñoo ko au contraire parce que xalal jooju ñuy dugal ci réew ma pour mën na téye xale ya nga xamante ne si ñoo nekk Sénégal mais man dama jàpp ne dafa jot comme lancé ni nga ko lancé léegi ñu xoolaat ñun suñu bopp parce que problème mu leadership di xëccoo ak di xëy na ku nekk jug sa côté mooy indi toujours problème yi may wax ñun ñoo war a mën a xam ne d'abord danoo war a daje toog waxtaane noo xamante ni si benn kàddu lay doon di yëkkateendoo di dóorandoo sur l'essentiel nin ko defee woon ci suñu néew suñu réew ni ngeen koy defee ci wàllu lépp loo xamante ni si dafa laal ak lépp luy liggéey ak droit ak kii bi ku ci nekk xam ni fa cay sa terrain mën nga caa def la nga ca war a def te doo yàqal sa morom dara ndax mbir mi kat dama jàpp ne du wujje du xëccoo ku ne xaj nga ci ndax lépp li ñuy waxtaan buñ ko waxtaanee parce que nag il faut que man loolu laa gëm dama naan toujours il faut muy am ay débat contradictoire ci suñuy biir parce que bu fekkee ni idées yi ña ngi daje rek dëgg dana jaillir il faut que les idées se frottent su ko defee ñu xam ne ñun lii kat moo ñu ci yitteeloon mooy dëgg gi dëgg googu nag ñu koy jëriñoo di ko doxal bañ a gis suñ jëmm yu ndaw yu xeebu yii yaakaar ni ñun suñu waxul kenn amul xam-xam suñu deful kenn mënut loolu moom moo war a jeex ci suñ biir yaakaar naa ni keroog bi ngeen taxawee ñu tàmbali wax ci wax li nga xamante ne si moo xewoon Espagne ci accord bilatéral yooyu nga xamante ne si taxawoon lañ ko mais ñëpp ci commencé wax ñu ne ko waa dégg ci suuf te ñoom dañ ko doon bàkkoo man loolu laa gëm loolu mooy citoyenneté suñu yëkkatee loo xamante ne si yow mi nga xam yaa koy dund am nga ci xam-xam da ngay alerté googu nag bu fekkee ne ñoom dañ kaa bëgg a bañ dana metti ci ñoom parce que ñun buñ gisee loo xamante ne si day ñëw di dal ci askanu sénégalais di koy yàq wala di ko kii danañ ci yëkkati suñ kàddu noonu la ñuy yëkkatee tamit suñ kàddu ci buñ defee loo xamante ne si lu baax la lu arrangé nit ñi keroog bi nga xamante ne si comme ni nga ko waxee léegi le consul général dafa posé ay acte ba mu tàmbalee di ñëw ak léegi waxuma la sax ñun yëkkati kàddu waaye danoo dem ànd ceeg moom ku fi def lu baax ñu tàgg la mais ku fi def tamit loo xamante ne si safaan bala danoo war ne la déedéet du nii ndax yaa ngi ëppal parce que nii ñu bëgg a museler nit ñi tey jii ba nit ñi di xalaat ne ah man mii comme ni ko Pape waxee léegi est-ce que kon man it bu ma demee Sénégal mu mel ne kon da ngaa wax lu ëpp wala da ngaa wax loo waxuwul alors que ni ñun waxuñu lu dul di leen tegtal yoon yi léeg-léeg ñun au contraire lii mooy consultance gratuitement ñoom buñ amoon tuuti rek recul danañ mën a xam ni li gars yi di wax ci diaspora bi lu dul seen njëriñ ndax ci leen war a profiter pour mën a sax ñoom faj seen problème yi ngeen baal ma. jërëjëf Baye Makhtar. waaw mais Baye dama may parce que man dama malheureusement dama war a génn parce que 22h dama war a dugg ci benn plateau. maa ngi koy gis yónnee nga ma ko. waaw donc mais seulement li ma bëggoon rek tàggoog yéen mooy ñu fàttaliku rek lenn que mbirum diaspora la Boubacar fi ñu ko teg du place am te signal bi ñu góor gi jox bu ñu ko comprendre wul déchiffrer ko mooy ne que ñun ñëpp nous sommes en danger. nous sommes en danger tey jii lii wane na ne ci effectivement ñun lii bettuñu xamoon nañ ne nguur gi dina def tout pour noppiloo Boubacar loolu bettuñu
lii nii nguur gi daf ñu sax may occasion pour nit ñi gën a xam li ñuy def lan la donc bonul waaye fi ñu ko teg du place am donc mot d'ordre bi tey mooy na diaspora bi jóg taxaw temb ñi mën a ànd nag ñooy ànd bu ñu foog ne ce sera une somme arithmétique de tous les membres de la diaspora non ñi mën a ànd dinañ ànd def un noyau dur boo xam ne bi composante organique la ñuy doon foo xam ne bi nguur gi mënatul dogal di noot ci diaspora bi ci am kàddoom loolu bu ñu ko comprendre dinañ xam ne ñun tey jii diaspora mooy tabax Sénégal diaspora mooy tabax Sénégal parce que doole ji diaspora moo namp ci développement diaspora moo namp démocratie diaspora moo xam ni réew doxee donc diaspora mooy tabax Sénégal loolu moo tax ma jàpp ne mot d'ordre bi tey dafa actuel il faut non seulement libérer Boubacar mais il faudrait que na dakk di jéggulu nag parce que damay génn ma laaj la une dernière question rek balaa ngay dem xam naa ni xam nañ ni Boubacar était entre deux pays on peut dire sous deux nationalités est-ce que aussi Espagne à travers ses relations diplomatiques aussi parce que amuñu droit téye doomu jàmbur bàyyi njabootam Espagne ñu téye ko de manière arbitraire sans pour autant ñu xam nu mu demee est-ce que gouvernement espagnol aussi mi ngi activer relations diplomatiques yi bon loolu mënuguma ci tontu parce que avocat bi comme ci loxo avocat la nekk aussi c'est une question un peu en traitement parce que mënuguñu wax ndax mbubb bi mu sol pour nekk citoyen européen ndax ci mbubb boobu xaw mënuma ci xuus mais li ma xam mooy suba incha allah ci suba si avocat bi war na dajaat ak Boubacar Seye pour ñu xool ci yan anam la ñu mën a développer les stratégies donc am na foo xam ne fi nekk ni mënuguñ ci xuus parce que dafa xaw a délicat tenant compte des relations un peu sensibles c'est des questions sensibles waaw dëgg la jërëjëf doyen di la sant ci sa disponibilité vraiment ñun fa ñu féete rek mooy alerter vraiment jóg tam ñaxtu ndax nag tey jii war nañu mën a toog ku ci nekk jóg ñaxtu moo xam ci réseaux sociaux yi xamal leen ni leen carrément d'accorduñu ci li ngeen def donc à travers notre manière fi ñu ko mën a defee de manière disciplinée et démocratique yaakaar naa noonu koy di la sant bu baax di la gërëm kon Baye Makhtar ma joxaat la kàddu gi bu ñu paree ma jox ko Baye. merci grand Tamsir ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di leen libéré comme da nga am émission waaw Baye Demba di ziar bu baax grand Baye li nga wax rek la mais man dans tout ça dafa am benn question bu may revenir quoi sànq bi Seydina di wax président Seydina dafa am benn question bu ma doon revenir mais su fekkente ni am na autant de questions sur ces milliards là mais l'Assemblée nationale lan mooy liggéeyam. ban assemblée. ah sunu bos xanaa. kooku amatul de. waaye Baye Demba. Baye Demba bu indi coow waaye bu. non mais sëñ bi xam nga dañuy waxtaan nag. ñun yàlla may ne ñu am liberté fii ñu nekk boot ragalaguñu ndax au moins fii ñu nekk dëkku yoon la ragalaguñu am na loo xam ni moom boo gisee guddi da nga ni lii guddi la ndax nag dëkk boo xam ni 1000 milliards yee fa nekk kenn mënu cee wax xam nga ni xaalis bu jóge bitim réew kenn du ko wax loolu moom nañ ci noppi rek boole ci nag jamono yi xam ngeen ni gars yi voté nañ loi jox ko lépp donc nañ leen toog rek te noppi man li may wax rek mooy sunu député yi ndax nag wax dëgg yàlla nit ki mën na bañ a mën a am emprise waaye mu jóg wax yuuxu ñu xam ni kii ne ko l'islam waxee bu la dara méttee da ngay jóg nga xeex ko boo ko mënul xeex nga ñaxtu ko boo ko mënul ñaxtu nga xultu ko boo ko mënul xultu nag nga toog rek xam ni jàpp ci yàlla xam ni def nga li nga war a waaye ñu xam ni ñi ngi jóg man damay gis bu ay dara xewee li ñu koy wax di ay problème mu parti politique amee ñu def ay live tey jii c'était l'heure ñu taxaw def parce que un compatriote et pas n'importe qui en la ñu téye attention Bouba c'est pas n'importe qui Bouba maanaam dafa nekk sunu maanaam sunu référence ci ñun ñëpp ndax tey jii xool leen ko Sénégal bee muy nekk man de du ma tardé benn sortem
te it wax dëgg yàlla bu demee toog di wax damay jubilé parce que da ngay sentir kii li muy wax daf ko xam ñamu nekkal ñëpp da leen di battre parce que ñee ay argument politique la ñuy wax moom day ñëw teg ay argument yoo xam ni lu ñuy dund la ñun ñii li ñuy wax amul lenn luñ ciy wax loo xam ni dañ koy wax pour lu neex nit parce que nag yàlla daf ñoo defal tawfeex dañoo dund expérience boo xam ni tey jii dara safuñu waaw te it nag ba ñuy génn Sénégal kenn joxuñu dërëm kon loolu ñu am fii nga xam ni ci suñu dëkk yi lañ ko am xeex ci sonn ci def ci ay at nga ñëw nit yi bëgg la ni la doo ko wax vraiment metti na Baye Diouf. waaw jërëjëf Pape Demba jërëjëf Tall jërëjëf Seydina maa ngi nuyu tamit mon frère Tamsir bi génn waaw xam nga le problème qui se pose moo di ne problème de la diaspora te loolu Boubacar yàgg na koo xeex problème de la diaspora maanaam mu am adéquation entre les immigrés et leur pays d'origine dañ koy war tirer en dehors des batailles politico-politiciennes dañ ko for jëlee loolu Bouba yàgg na koo wax fii comme ni may yàgg waxee su may gis ñuy def campagne présidentielle sax fii di organiser ay meeting day reeloo parce que wax dëgg yàlla diggante doomu Sénégal yi nga xam ne réew mi ñu nekk réew étranger la pour ñun te dara lañ fi mënul changer li ñu waroon def rek mooy politique bu Sénégal mu xool réew mi ñuy doxee ñan la yàlla may ñoo xam réew mi ni muy doxee pour mën jàppal suñu doom yi nga xam ne ñoo fi nekk te parfois problème bi loolu adéquation maintenant booleeg au Sénégal dafa mel ni une vraie politique de l'immigration musul am depuis Abdou Diouf jaarale ko ci Wade ba ci Macky Sall une vraie politique de l'immigration parce que un ministre plein comme Bouba parle des migrations internationales c'est le problème de la mobilité internationale qui se pose un ministre plein musul am donc ces dernières années on a vu la promotion d'immigrés au niveau des postes consulaires c'est une bonne chose mais dañoo war a dépasser le cadre politique seulement le cadre politique élargir ko et toutes les ressources surtout nag Italie gi ñu mu koy wax dama ko yàgg di wax ma ne ko Italie en matière d'assistance des immigrés suñ communauté on a toutes les ressources région boo dem dëkk boo dem on a les ressources mais suñu leen dégluwul am na ci benn région bu ma dem dégg na am na une année un ministre du travail laa ñëwoon war a négocier ak ministre du travail bu Italie wala ministre affaires étrangères ci guddi gi la benn conseil technique di ko naan ma wax ma jox may information bindal ma gaaw rek loo ma yónnee comme ça ñu mën ko def ñu mën a dem ci réew yi xam nga loolu wax dëgg yàlla c'est pas à l'heure actuelle Pape yow mi liggéey au niveau patronat xam nga problème yi yow yéen ñaar ñëpp sax laay wax xam ngeen problème yi retraite yi problème yi pensionné yi ni mu posé woo par manque de définir benn cadre diggante benn convention diggante l'Italie ak le Sénégal te loolu nag ay milliards yoo xam ne la ñuy perdre au profit de la nation sénégalaise au profit des citoyens sénégalais donc Bouba pose le débat c'est lui qui pose toujours le débat c'est pas des choses mais il pose sur le plan technique il pose le problème mais te kenn musu koo déglu c'est-à-dire ñoom dañ koy dégg pour naan kii daf ñoo contre te man waruma ne Bouba amul benn appartenance xeexul nguur mais nag ñi nga xam ne ñooy yore nguur gi dëgg yàlla dañoo war di waxtaan ak moom yàgg naa ko wax di waxtaan ak moom di jëriñu ci mais yow àndaloog man rek da nga maa contre te xam naa ne moom politique parti loolu peut-être erreur la te li ngeen di wax mooy suñ problème ñun ñi ñëpp ñun moo tax yàgg naa la di wax Pape ñun liñ ci mën rek lañ ciy def waaye parfois ñun ñuy vivre ci dëkk bi di yëngu di ceytu di xool parfois dañuy wéet torop ci problématique yi nga xam ne moom la commune bi moom la communauté di vivre parce que nag wax dëgg yàlla ñun liñ gëm moo di ne
communauté soo ci bokkee yàlla may la kas tuut benn expérience du question commercialisée mais da nga ko war de mettre à la disposition de toute la communauté te nag wax dëgg yàlla encore une fois man je connais presque beaucoup de communautés am naa seq ak ñoom mais ressources yi am ci suñu communauté bi su ko gouvernement bi valoriser woon foog naa ne peut-être en France la même chose peut-être États-Unis la même chose mais suñ ko valoriser woon peut-être l'immigration sénégalaise day gën développé wu peut-être aussi Barça day jeex waaw surtout nag su fekkee ne Union européenne joxoon na ci ay milliards comme 180 millions d'euros yooyu Boubacar doon wax ba arrêté ko su doon nag utiliser nañ ko à bon escient peut-être problème Barça du am Pape li ñu mën a wax ci émission bi bëri na xam naa ne par devoir de solidarité envers Boubacar par devoir de solidarité par devoir amical aussi dama ne woon rek suma kër laa tëdd dama taal nii rek gis ngeen di wax duguma dem defaru sax dama ñëw rek ne naa participer mais maa ngi leen di gërëm di wax vraiment j'apprécie seen taxawaay yéen surtout yéen waa rajo boobu rajo Xassida online yéen ak Mbaye Thiam gis naa wax dëgg yàlla taxawu bi ngeen di taxawoo ak liggéey bi comme ni may wax kenn rek mënu koo def ñëpp koy bokk waaw te yéen it ñu ngeen ci taxawee rafet na trop ñu ngi ci maa ngi leen di gërëm di leen tàggu ba beneen yoon jërëjëf. jërëjëf Baye Diouf ñu ngi sant bu baax ci intervention bi di sant bu baax yéen it seen taxawaay dafay mel ni kon ñun ñëpp ñu ngi bàyyante xel surtout jamono yu mel nii moment bi vraiment dañuy war a bokk benn kàddu gis-gis yi moom mënta bokk léeg-léeg ñiy xoole fële ndax diversité mooy richesse waaye Baye Makhtar ma bëgg la laaj benn kàddu est-ce que jaadu na nit ki bu amee xam-xam suñu réew Sénégal pour ñu mën la jariñoo il faut nga politique wala il faut nga ànd ak nguur gi. waaw xam nga bàyyi ma xam nga bu ñu demee ci réew ba politique nekk métier c'est ça le problème pour nga changer loolu il faut que nga commencer ci benn mbir gis nga les maires da nga koy jox ay techniciens parce que politique foofu lay commencer ci gox-goxaan yi parce que da ngay gis le maire suñu xëccoo mairie bi day woo waa koñ bi naan leen sax yenn saa yi man gis naa ñoo xamante ni dañ leen daan wax ne leen ñoo leen ànd ak ñu woo leen seen xarit yi nangam ak nangam dinaa leen fay ay salaire nga gis ay mairie yoo xamante ni dañ leen di jox ay salaire bu weer dee xale yu jigéen ñi dañuy sañse ba jekk ñu ran di fayeeku si et elles travaillent pas. Alors ces mairies là bu fekkee da nga ko éliminer politiquement teg fa ay techniciens ñoo xamante ni dañoo xam lan mooy investir dans les infrastructures ñii xam lan mooy investir dans le domaine social ñii xam lan mooy investir ci nangam ak nangam loolu mooy gaaw a indi développement ci réew parce que ay borom xam-xam nga ko jox. te da ngay éradiquer politique complètement ci gox-goxaan yi bu boobaa sénégalais yi bu ñuy voté ji dañuy voté ci mérito dootuñu voté ji parce que Baye Demba moo may def junni mais dañuy voté ci mérito parce que mairie bi kii ko yor xaw ma joxuma ma lekk joxuma ma naan mais mi ngi liggéey dëkk bi raisonnement bi foofu lay doon mais malheureusement su fekkee la mairie noonu lay demee mais Sénégal ñaata maire de ville ñoom ñoo am métier mais bu ñu xëyee dañuy taal seen 4x4 dawal naan te dem mairie ba toog fa ba ngoon ba guddi nit ñi fekk leen fa après ñu jóg dem ñibbi mais man fi ma dëkkoon le maire dafa am métier son cabinet bi nekk à 200 mètres de la mairie ba du fa sax taxaw c'est le comptable de la zone daanaka commercialiste la société yi nekk foofu yëpp moom moo leen di gérer seeni comptable mairie ba dafay def ñaari yoon dafay dem day signer mais il y a les techniciens de la mairie yu fa nekk di doxal liggéey bi donc il faut que pour ñu jox la benn fonction il faut que yow nga am métier ba pare suñu bëggee dindi politique ci yenn instance yi parce que li ma gën a metti mooy lu toll ni diaspora boo koy jël di ko teg ci loxo nit da nga koy teg ci loxo ku ko xam da nga koy teg ci loxo koo xamante ni bu jógee fii day dem Gambie déglu ji waa Gambie parce que Gambie bi diaspora la bokk
day dem Mali déglu ji waa Mali parce que Mali ci diaspora la bokk. ñu ñëwee Italie fii fexe créer ay instances yoo xamante ni diaspora bi man je vais proposer même à l'ex-consul qu'on fasse un forum de la diaspora sénégalaise nañu dem ñu luy ji Fiera bu Milan bu ñu demee ñu toog pendant 4 heures de temps quel est l'investissement loué Fiera bi à togg ay añ mais ñun mën nañ ko autofinancer bu ñëwee kenn ku nekk joxe 5 euros ñu récupérer lañ ca dugaloon mais kenn duñu déglu malheureusement et pourtant boo leen waxee une campagne de pacification ñu déglu la alors là je me dis que ñun fii l'état mosu fi ñëw moom la grand Baye Diouf doon wax léegi nii état mosu fi ñëw parce que état bu fi ñëwee dafay ñëw fii pour wax ak yéen sur les problèmes techniques seen nekkin seen volet social seen et cetera ak xale yi ban politique la ñu mën a teg pour fexe faciliter et simplifier le retour des jeunes au Sénégal parce que fii xale yi am na fi ay agraire am na fi ay comptable am na fi ay pilote am na fi ay géologue am na fi ay leneen ak leneen mais tubaab bi ñooy obligé di leen exploiter mais fii l'autorité bu fi ñëwee day ñëw parce que c'est un politicien bu ñëwee dem au niveau rencontrer les autorités yi muy rencontrer woo ñi nga xamante ni ñoo gën a jege l'autorité mu toog ak ñoom ñu def ay photo mais le ministre est allé en Italie il a rencontré la diaspora sénégalaise en Italie mais c'est faux mais c'est archi faux fii état musu fi ñëw alors suñu continuer nag ci dynamique boobu je crois que li may faral di wax que ni pesul kanam borom moo koy fajal boppam président Seydina wax na ko léegi il faut qu'on prenne les devants léegi nag prendre les devants du ni dañuy disperser wu il faut que ñu unir suñu ay synergie vraiment booloo di waxtaan di bañ a umpalante di créer ay dynamique yoo xamante ni dañuy jóge fii dem Brescia dañuy jóge Brescia par exemple dem Toscana jóge Toscana dem rencontrer ji association bu Rome loolu bu ñu koy def ndànk-ndànk dinañu soriwaay bi du doon problème parce que dinañu dem ba jegante ci ay xel ak ay xalaat dynamique boobu il faut que ñu dox ci mais fii doxuñu ci politique mooy continuer di ñëw di ñu disperser ñu ñuy indil ay valisu xaalis di ñëw di ko séddale Massamba ak Mademba ñu ñuy disperser di ñu falal ay nomination politique yoo xamante ni ay mission politique la ñuy am ñu ñuy disperser Lamine suma gaañ la suma lépp la je l'estime beaucoup mais malheureusement il a une mission politique parce que tam nen boo ko gisee dana la nen la il a une mission de rassembleur et une mission politique et moom xam na bu baax li koy xaar et il a intérêt mu tempérarer déglu diaspora bi parce que su ko deful rek famille totale lay def la même chose moom la ñuy wax ci Aïssata Tall Sall et c'est une brave dame et cetera mais ndamam mi ngi nekk ci ñëw toog déglu waa diaspora bi foofu la ndamam nekk bu doxee différemment rek mission dafay fallir Boubacar man je me demande Sénégal fan la ñu nekk soo amee quelqu'un boo xamante ni vraiment xelam màcc na ci diaspora bi li ñuy wax lu mu xam la il pose toujours ces débats là doonte sax l'Assemblée nationale li may wax sànq ñooñu bi ñu déggee affaire boobu rek parce que procureur de la République bu déggee benn affaire bu dul yoon mais day convoqué l'Assemblée nationale rawatina nag tey ñu am ñun ay député de la diaspora ñoom bu ñu déggee loolu war nañu mën a dem ubbi commission d'enquête bi ñu déggee lii war nañoo ubbiwaat le débat au niveau de l'Assemblée nationale mais dañ leen pour la il n'a fait que poser un débat mais ce débat là doit être approfondi parce que ci domaine am la nekk waxul ci pétrole waxul ci gaz waxul ci leneen ci immigration lay wax immigration dafa laaj aussi ay clarification parce que xaalis biñ ciy dugal boobu ba léegi ñu koy dugal biir Sénégal te ren li fi dee ci ay xale kenn xamul nu mu toll il est normal tout à fait normal que vraiment qu'on pose le débat pendant que dëkk yi ñuy waxal ni heure bu leen neex ñëw heure bu leen neex dugg
ñun mënuñu ñëw mënuñu dugg ñuy payer suñu ay ressources mais qu'on pose ce débat là mais ñun bu ñu continuer dox noonu fan lañ jëm Baye Demba. ah doy na waar Seydina saa yi nag dafa mel ni déggul wax ji mi ngi wax ci assemblée rek ne ko bàyyi la assemblée bi ndax assemblée moom dañ koy tuddee honorable Mame Diarra wax na ko nee na ñoom dañuy dem di fayee ko rek daanaka parce que ñii bu ñëwee ñoom député Macky lañu lu ñu leen wax ñuy wote duñu xool nga gis assemblée boo xam ni da ngay toog en une année da ngay gis loi boo xam projet de loi maanaam seen kii jàll amul amendement yow ñun dañuy dund fii bu ñuy war a voter par exemple fin d'année bilan wu Italie nga xam ni opposition rek dañuy def léeg-léeg bu ñuy def obstruction dinañ def ay plus de 1000 amendements nga gis liggéeyu mais nag le problème qui se pose mooy notre assemblée souffre terriblement d'un manque de technicité ndax nag waxuma ko parce que dama leen sous-estimer non j'en parle parce que tey jii su fekkente ni ña fa nekk amuñu les instruments nécessaires pour travailler wax dëgg yàlla day jafe ndax nag loi yi ñu ngi koy bind ci tubaab am na ñoo xam ni loxo ndeyjoor la ñu jàng am na ñoo xam ni sax jànguñu waaw ku fàtte la ndeysaan sama maam yaaram jën yàlla na yàlla yokk ay leeram nga xam ni moom ak maalaw ñoo yemoon mais moom sax elle était combatif yooyu dañ faa bari parce que dañ leen di tànn pour trop tey jii bisimilah Baye Demba am na benn vidéo buy wër ci social bi député bi wax naan man député Macky laa du ma député. mooy maalaw moom laa wax maalaw. indil ma signé dama aaree ba bërëngu. koo koy maalaw. am na keneen ku jigéen ku ko gën a saf xorom. ci ne woon ministre bi ba nga ñëwee lañ ñu defal. waaw del ñu jox rek ñooñu mu mel ne ni. dañu ñëw pour tàccu. yi nga gis fii ku ko fàttaliku ñi fi njëkk en 90. maanaam li indi histoire wu maanaam Legge Martelli mi ngi tàmbale woon Firenze ñu bari mën nañ la wax histoire bi benn sénégalais moom lañ jël barman muy servir loolu indi scandale ba mu indi interpellance sax c'est-à-dire xam nga histoire maanaam xëy na nag ñun dëkk yi ñu yàlla defal tawfeex ñu fi dund nga xam ne dañu dund politique tey jii Sénégal boo xoolee suñu politique xam nga lan la nu may def ba xëcc pour ñii ñu ñëw fii ñeen ñuy def ba dem daanaka ñun on ne parle pas d'argent te pourtant Sénégal politique dañuy wax 24 heures sur 24 mais de substance amul lu ñu lay wax ay kii nu muy def ba ñëw nu may def ba am mais boo xoolee daanaka suñu askan presque tollooguñu ñun dafa mel ni ñun waa diaspora rek ñoo am niveau boobu neexul nag ba neexul seul la diaspora relever défi boobu parce que diaspora bi moo nar a changer politique au Sénégal parce que boo xoolee xoolal Sénégal dañ lay jox junni nga dem vote yi junni sandwich ak yére tey jii diaspora moo jël xaalisam di ko investir ci politique parce que dafa gis ni politique dafa war a changer waxuma naka nag parce que damay citer parti mais da ngay xool diaspora depuis que mu nekk diaspora ànd ak Wade ànd ak Macky Sall tey jii mu commencé waat am beneen parce que dañu am problème sérieux ak suñu gouvernement ndax gouvernement bi dégluwuñu loolu nag dafa nekk ci ay problèmes yu mag loo xam ni il faut nit ñi di taxaw di ci teg baaraam pour nit ñi toog di def réflexion sax ñu xam ni lii kat dafa war a jóg ndax dëgg-dëgg tey jii boo xoolee développement bi ñu toog maanaam Covid bi dafa waroon nekk maanaam partenariat pour l'Afrique et pour le Sénégal mais on est en train de perdre la face tey jii boo xoolee ni Covid bi reprendre dafa bett Sénégal d'une manière extraordinaire boo xam ni on ne comprend plus Sénégal dañ doon bàkku tëj centre yëpp tey jii ñu jékki-jékki on s'est retrouvé de 0 à 2000 cas centre yëpp lañ tëjoon man dama lay wax en connaissance de cause ñun Touba par exemple hôpital bi ñu doon defar dañ ko joxe woon ministère de la santé mu fay interner nit ñi maanaam nekk un centre boo xam ni di traité jékki-jékki ñu tëj koog caabi delloo ñu ko ni ñu pare nañ ci ndax Covid jeex na
ñun ñu nekk fii mais yow da ngay toog tey jii est-ce que dama lay wax rek ñu la tey jii Covid bi Sénégal bu juboo woon ak diaspora bi mënoon na résoudre problème Covid bi ndax ñun expérience bi ñu dund tey jii ren jii ci Covid bi fii waroon ci mën a jàppale suñu réew am nañ ay médecins yu nekk fii Europe ñoom Mansour Diouf ak ñeneen ay jigéen ñoom docteur Kani ak ñeneen ñoo xam ne tey jii seen know-how ak ñun ñii li ñu dund ci wàllu solidarité ak it naka la ñu war a mën a répartir mais Sénégal bu toogoon ñu teg un comité de crise boo xam ni diaspora bi daf leen ci yaatal comme président ni muy wax ni dafay dégg ay conseils pour def ay couvre-feu mais dafa waroon déglu toutes les parties mais du ko def loolu nag moo ñu indi ces problèmes là bàyyi Maxtaar bàyyil assemblée bi te ñu delluwaat ci diggante bi Seydina. waaw bàyyi leen ma jërëjëfati en tout cas waxtaan bi am na solo parce que lii day wane ne rek grandeur ni Boubacar toll kenn ku ci nekk ci yéen bu ma lay déglu damay gisaat beneen Boubacar moo tax ma naan léeg-léeg xëy na da nga tëj jëmm ji waaye esprit bi moom c'est pas possible que nit ñi ñu téye ko alors da ngeen wax lu am solo loo xamante ni si suñ ci bàyyiwul xel xam nga man damay faral di tooñ sama yenn xarit yi bi di nekk Sénégal Covid bi nekk Italie ñuy reetaan dama mujj gi di wax ba naan ma che yow nag da ngaa sonle ma ne leen gis nga Italie ak Europe sax laay wax ni mu rawee Sénégal ci benn waxtu ci tey bu del waxtaan rek di tanataal mu ne ma ne leen noonu la leen immigré yi rawee ci gis-gisu àdduna parce que ku tukki boo amul alalit da nga am vision xam-xam boo xamante ni si gis nga Boubacar mii ñuy waxtaane tey dafa bokkoon ci ñi njëkk a jóg avant Covid di dugg Sénégal ñuy ànd mu leen di alerter naan leen lii ma gis ngeen ni tukki ci lay jaar ndax virus bi day déplacé wu di jaar ci nit ñi nga xamante ni si ñi ngi tukki loolu nag ci état du Sénégal bàyyi xel ci yoon yi nga xamante ni si way tukkikat yi fa la ñuy jaare ñi comprendre loon dañ doon waxati ma naan leen billaay li mu leen di wax nii lu nu waxtaane la te lu leer naññe la bam leen di wax teel leen a jël seeni prévention que ngeen yokk renforcer lépp loo xamante ni si aéroport la wala frontière pour au moins ñu surveiller frontières yi bu baax a baax ci wàllu feebar bi booba feebar bi duggagul Sénégal moo tax mu gën a amoon lu ko metti bi nga xamante ni si feebar bi dugg na ñu xam ne ay tubaab ko fa dugal ñu wëlbatiku fexe nëppal ñooñu sàng leen sutura daal ne nag waaw immigré yi ñoom ñoo fi dugal feebar bi ñu commencé indi loo xamante ni si su ci amuloon taxawaay ba mu ci am dana gën a graaw malheureusement li nekk ci réew ma nag man damay tiit ndax dama naan léeg-léeg da nga naan avenir bi sax ñun amuñu droit tiit ci waaye nag léeg-léeg da nga ci jaaxle parce que foo ëppee yaakaar ne kii kat comprendre na àdduna bi ni muy doxee parce que man dama naan tey suñu delloo fukki at ci ginnaaw man ku ne ma woon Sénégal dana tollaat fii ñuy waxaat même problème yi dama naan déedéet parce que yaakaar lan amoon ci doxalin bi dana changer parce que yow da nga koy gis ba ñi fi nekkoon tey jii ñoo ngi wax naan département secrétaire des Sénégalais secrétariat sénégalais de l'extérieur mais ay jàmbur nekkuñu fa ay way tukkikat ñoo fa nekk léeg-léeg ñenn ñoo xamante ne si position yii ñuy am nii ñun tey moom lan daan am wala bu ko raw sax mais bu ñëwee ba xasee toog ci les commandes day mel ne yow danoo wëlbati seen bopp ci loo xamante ne si yow da ngay jaaxle ci loo xam minime la. man toujours dama naan gis nga sànq maa ngi koy wax naan consul général Lamine yal nañu yàlla dimbali rek ba ni mu jógtee mu bañ cee jóg parce que moo ko waxal boppam nee na bi muy ñëw le président de la république moo ne ko bàyyil politique bi santuma la politique bi. mais moom mi ko yebal mënta bàyyi politique. non damaa bëgg wax ne la. léegi nag ce sera à nous. xam nga gis nga Baye Demba man toujours loolu laay wax nit ñi nañuy jël nit ki bu xasee wax dara ñun ñoo la ciy forcer bés ci sa bopp mooy ne ni mu ko waxee yéeneem la waaye ñun ñoo koy jox contenu ñun ñoo koy surveiller ñun ñoo koy topp ba sanjax ko ci ba nga xamante ne si dootul mën a wàcc loolu ndax nag am na loo xamante ne si yéeneem la ñun xam nañ ni ñun ak moom a fi nekkandoo woon te xam nañ ni am na yéene bi te mu ngi ciy góorgóorlu yu commencé teg buñ ko may foo xamante ne si day wàcc raay bi ndax toujours dama naan ñun suñ collaboration ak état dafa war nit ñi dañuy jaawale nag état ak parti yi léegi da ngay taxaw di wax loo xamante ne si pour askan bi la ñu jàpp ne da ngaa contre nga sant wala nga gërëm jëf ju rafet ñu ne da ngaa farfale donc ñun loolu buñ ko bëggee dégg rek duñ def suñu liggéey dañuy wàcc suñu yoon
man dama gëm lépp loo xamante ni si lu baax la bépp sang bu wàcc ci Sénégal rek te yàlla baaxee ñu ko jéem ngaa def tout ba ne yéen lii mooy li nga xamante ne si lu baax dañ kaa war di fësal mais ñun suñ dëj yi lan la ñu ci diine wax lépp loo xamal nit ki yàlla mi nga xamante ne si subhaanahu wa taala tey jii dan naan la moo la gën a xam doomu aadama bi li mu nekkee woon ci kaw suuf te dan naan la bu dàqoo dangaa war a def tout ba waxal ko lu baax a baax la nga xamoon ci lu safaan nga nëbb ko même bu fekkee ne lu baax la lu mu ndaw ndaw wax ko ndax mën na caa jaare ci yërmande man noonu laa gëmee ni tey buñ ko jàppee woon suñ réew ma am yërmande parce que tey ku xool Boubacar nga xamante ni si Boubacar ñun ñu jàpp ne da ngaa koo tax da nga koy gis ñu invité ko dans d'autres institutions wala dans d'autres pays avec tous les honneurs lan koy kiiwee ba day rus benn bis daf ma kat mu ne ma seet naa léeg-léeg damay dem fenn ay tubaab jël ma jox ma gëdd boo xamante ne si damay sax am kersa waaye imaginer tey boo xoolee bi mu wàccee Sénégal façon toroxal bi ñu ko doon jéem a wut a toroxal loolu moom mooy ne ñun dañuy jéem a suufeel suñuy nit ñi nga xamante ne si faf ñooñu amal njariñ ñooy ñi nga xamante ne si tey ñoom lan waroon a tiitaroo tey buñ demee ba toll foofu ci doomu diaspora mooy li ma doon wax nit ñi naan leen li diaspora di dugal ci réew mi ñun waxuñu ci wàllu koom-koom waaye ci éveil des consciences rek dafa doy sëkk dama jàpp ne àdduna bi nii ñu góorgóorloo ba nga xamante ne si sénégalais yi fu ne ña nga fa toujours dama koy lancer appel foog naa ni Pape président wax naa ko waxati ko ma naan la bi ma jógee Sénégal naan la nan ma rey ci lu ne waaye Covid jàngal nañu ci àdduna loo xamante ni si war na noo mën a amaat de nouvelle base nouvelle base mooy xëy na ña ngi ci yoon bi fii danaa ci profité saluer waat acte bi nga xam ne posé woon nañ ko malheureusement Covid ñëw arrêté ko muy élan bi ñu tàmbali woon diggante CADES ak ASBP ngeen déplacé wu mu waroon a nekk une tournée nationale boo xamante ni si da doon war a après jur leneen ak leneen waaye suñu borom man dama naan toujours du tëj bunt tëj fenêtre ci mu ñu jox nii waruñoo arrêté élan boobu parce que kenn ku ci nekk ci biir CADES rek am na zone ba nga dëkk association bu fa nekk même bu dee ni par virtuel lan koy def nañ continuer liggéey boobu parce que nag ñett yi dañ cee war a góorgóorlu waxoon naa ko ban ko waxee ñu commencé kaa sàcc xaw ma fuñ ca toll ak fuñ ca toll man nan xam ñaata doomu sénégalais ñoo nekk ci gox bu ne loolu c'est important loolu ñun dañ cee war a xar suñ tànk tubéy gouvernement xar ci tànk tubéy ñun war nanoo góorgóorlu ba képp ku duggati ci réew ma ak anam bu mu mënta doon booy dem di wuti këyit te loolu lu mu war a encadrer la nit ñi mën a am ay carte consulaire kooku dafa sax jar ba boo ñëwee di wut si benn këyit biir consulat ba ñu ne la boo amul carte consulaire duñ la ko defal parce que suñ njëriñ la ñun loolu war see xaar gouvernement noonu mu ñu waree ñun noonu la waree gouvernement suñ jógee ci loolu problème yi nga xamante ne si ku ne xam na ko fii dañ cee war a jóg mënuñoo dëkk gis nga man mii di wax ak yow nekk président d'association li ngay dépenser fi mu toll ni jamono yi wan nañu ne kenn mënatul a dugal xaalis da ngay dépenser rek ba sa caisse vide nga taxaw ndax bu caisse vide da ngaa war a taxaw déedéet ay action sociale moo fi nekk action sociale daanaka du looy publier du looy wax day dem ba mel ne association yëpp dañoo gëm mu fekk ne gëmmuñu ñu ngi liggéey parce que da ngay dugg ci biir kër yi di waxtaan ak nit ñi di leen soññ ci takk leen masque respecté leen xoolal association yi di liggéey ak njariñ bi nga xamante ni si tey am nañ ko ci biir askan bi ci bi Covid duggee Italie ñun comité central bi nekkoon fii carré bi ñu yëri biñ ñu woowee début bi dañ ñu doon woo wax ñu ne ñu tel place via nangam am na lu fa am ci mbooloo mu daje woo leen ndax dañuy bañ a yóbbu patrouille ñuy tiit xoolal boobu xalaat ñun ñu obligé woo leen ne leen gars yi kat bërëb sàngam nangam sàngam ñu ne daayira la woon ñu gaawantu tas bu mu amati. xam nga ko inclusion boobu ñuy liggéeyee ñoom xam nañ njëriñ li mais ban tollee ci diggu kii bi dañ ñoo woowaat di ñu féliciter. dem nan ba tubaab yi ñooy génn naan waa mais ana ñu ñuul ñi ana nangam sàngam parce que danoo waxtaan ak suñu askan ne leen lépp loo xamante ni si. gouvernement les gars Fratelli d'Italia de joytu nañ ko bu bari i negri non système mala no mai kon loolu dañ wane ni am na liggéey bu fay boo xamante ne si kenn ci nekk ca wàll ba nga féete def nga ko mais image tey loolu nga xamante ne si te loolu mooy li tey Sénégal mooy xam naa Seydina doguma la dañu nekk ci njeexital foofu sax laa bëgg ñu tëjee parce que maanaam mënuñu tëj tey jii te waxuñu ci situation mbas mi fii comme Sénégal mais dama leen bëgg a def une dernière question
balaa ñu dugg ci boobu parce que nag il faut ñu dem benn njàngat lancer aussi un appel sur situation bi nga xam ni moom la ñu tolluwaay bi fii ak Sénégal tey jii moom sunu directeur dafa nekkoon star dafa am beneen annonce bu mu def Baye Makhtar daf ñu wax ni ñu d'ici peu dina am une création d'une banque ou d'un fonds d'investissement pour les émigrés waaye yéen ñi jiite est-ce que am ngeen ci écho yoo xam ni ndax dama yaakaar ni nit xanaa fu mu war a dugal xaalisam mais dafa war a nekk benn cheminement boo xam ni yéen a ko doxandoo bisimilah gars yi. Matar président Aïcha. Baye Demba xam nga. xëy na Baye Makhtar am na lu mu ci xam yi ñu xamul. li may njëkk a wax mooy wax na lu ñu yëgul ñun. xëy pré-annoncé na lu ñu yëgul. waaw mais parce que fonds d'investissement dafa nekk lu am solo. je sais. tey jii mënoo ko def te xamuloo ñaata la émigré toll. balaa nga ko doon def waroon nga mën a toog tey jii jël booy xale étudiants yi nekk fii nga di leen xale bu nekk dëkkam na ma defal benn database boo xam ni communauté sénégalaise bi ñu ne la nii la ñu toll ñaata ñooy liggéey ñaata famille ñoo mais gars yi amuñ waa kon naka ngay defee benn investissement boo xam ni xamaguloo bo gars yi dimbali leen ma ci bopp. Baye Demba am na 4 ans de cela il y a 4 ans de cela ñi toog nañu fii wax ba ma ni gars yi il faut que ñun suñu état créer un moteur parce que dañuy jël xaalis di ko yóbbu Sénégal tey sax tane na parce que ñu ngi koy dugal ci yenn canal yoo xamante ni xëy na duñu dépenser ay taxes yu bari mais suñu état waroon na mën a créer benn moteur boo xamante ni dañ fay dugal suñu xaalis taxes yooyu di ci dem man su ma amee un projet bien défini bu fiable ci taxes yooyu lañ may financer man maay autofinancer sama bopp bu boobaa mais tey bu ñu jógee pour wax ma ne ma un fonds de financement dugg na fi génn na fii mais c'est pour qui c'est pour l'Italie wala pour toute la diaspora est-ce que xayma nañu Italie ñaata lay dugal ci 1000 milliards yi on dit que y a 30% la ñuy dugal ñun mais 30% yooyu ñuy dugal est-ce que xayma nañu Italie liy jaar ci suuf ak ay GP ak ay lu yeneen canal yi nga koy dugal ak nangam Baye Demba moo du Italie sama mbokk Moodu yeneen dëkk yi bu ñu ma mere de waaye Moodu Italie du kenn du ñoom. Saher de weer wu ne mu yónnee 1500. non xool dëgg neexul Moodu Italie kenn du ñoom laa lay wax nii lu leer laa wax sama yeneen mbokk Moodu yi nag bu ñu ma mere. mais c'est juste rek pour ñu jéem a ñaax suñu autorités yi pour que loolu it buñ koy def nañ ko gëstu bu baax a baax balaa ñu ciy dem. parce que président Seydina wax na léegi ci données statistiques yi pour xam Sénégalais lañu te ça c'est très important et en ce sens dossier bi nga xamante ni sunu waxtaan assemblée générale bi ñu def démb au niveau de CADES waxtaan nañ ci bay créer dossier boobu dossier bi sax yàgg na ci sunu loxo naam mais ñun mbas mi moo ñu tënkoon dossier boobu def nañ ci questionnaire boo xamante ni dañ koy jébbal les associations pour association bu ci nekk nga wax ñu yow gox ba nga nekk ñaata Sénégalais ñoo fa nekk donc ñu ngi commencé ñun di penser ci affaire boobu depuis Brescia ba léegi bàyyiwuñu ko donc ñu ngi ciy penser ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy liggéey te dinañ ci lëkkaloo ak toutes les associations incha allah mais en aucun cas li am solo te am solo mooy il faut que le secrétaire général xawma secrétaire exécutif la je sais quoi des Sénégalais de l'extérieur muy Moïse Sarr il faut qu'ils comprennent une chose bu dee Italie soo fi bëggee def dara da ngay ñëw toog ak waa Italie mënuloo ñëw nga bëgg a liggéeyal nit ñi bëgg a nekk au niveau du Sénégal dama toog ak ambassadeur son excellence l'ex-ambassadeur Mamadou Saliou Diouf ci rajo laa nekk ci télé laa nekk du ma wax lu amul bi ñu toogee waxtaan ba ma ni ko comme yaa ngi waaj a dem de excellence dama lay dénk rek yow soo demee nga wax waxtaan nañ ci bay monsieur le secrétaire des Sénégalais de l'extérieur que ni am na fii benn existence bu tudd CADES ñu ngi koy déglu bind nañu ko bataaxal jotuñu feedback am te ñu ngi koy xaar ñu ngi koy déglu te bëgg nañu am benn colloque ak moom mais ba tey jii dégguñu ko gisuñu ko te dégg nañu ko Italie du benn du ñaar nag à ma grande surprise
gis naa sax ci benn journal ñu bind que ni Moïse Sarr a rencontré les Sénégalais d'Italie mais quel Sénégalais xanaa si Italie dafa am ay Sénégalais fantôme yu fiy dund ñeneen ñu dul ñun ça daf may jaaxal vraiment donc bi ñu fi lan la ñuy wax ak kan au nom de qui il parle ak ñooñu ñuy rencontrer il parle au nom de qui c'est ça qui daf may indil ay problème quoi parfois donc il faudrait que vraiment bu fekkente ni bëgg liggéey rek moom moo ko tax a jóg mais pas ñëw fii pour massifier un parti parce que ça nous intéresse pas wax dëgg yàlla ndax ñun bu élection jotee ñun dañuy dox ci programme parti bu ñu indil programme bu dal ci suñu xel ñu sentir ci vraiment que yàlla diaspora ñun danañu dem voter danañu wax suñu njaboot it ñu dem voter ji mais ci programme yi ngeen ñuy tegal mais quant à loolu bu tegewoon nele nañu liggéey ci li nga xamante ni moom mooy développer askan wi développer dëkk bi développer aussi Sénégal et puis indil ñu aussi benn yembal boo xamante ni préparer les retours parce que il faut qu'on commence à discuter suñu préparation retour parce que préparation retour du ne dañuy bàyyi Italie dañuy dem c'est pas ça suñuy doom yaa ngi fi ñu ci bari fii la ñuy des fii la ñuy liggéey fii la ñuy servir ça c'est évident mais quand même un Seydina nga jël ko toftal ci moom ay ndaw yu nekk Sénégal yoo xamante ni amuñu métier ba jàng jotee jànguñu ah nga toftal ci un Seydina vraiment Seydina dana jël xam-xamam transféré ko loolu la ñuy wax transfert de technologie permettre nga Seydina signé nga ko accord bilatéral yu ko permettre mu ñibbi dëkkam di fayeeku pension yow am na leneen loo koy jox lu tuut loo xamante ni daf lay accompagner ay jeunes yoo xamante ni au lieu ñuy hasardé wu di dugg ci géej gi dañuy topp Seydina pour usufruire ci xam-xamam donc je crois que la politique de l'immigration jafewul te Boubacar ci loolu la doon dox man j'ai eu à partager un plateau Africa 7 ak Aliou Ndiaye ak Boubacar vraiment ci yii rek lañ doon wax ci yii kese lañ doon wax et tu sens en lui wax dëgg yàlla ni engagement bi nga xamante ni ak yéene bi mu am ci immigré diaspora bi da nga koy sentir ci moom vraiment buy wax nga xam ne kii da ngay gis ni dund na immigration xam na coono yi ci nekk xam na métit bi ci nekk stigmatisation boobu ñu doon def depuis ci début pandémie bi mu métit lu ko trop di wax aussi ñàkk taxawu bi nga xamante ni gouvernement yi taxawuñu ko bala nga may wax naan ma jëlal sa xaalis dugal ko ci banque mais commencer nga assister suñu néew yi nekk fii ba pare. tout à fait. jëlal 1 euro yow gouvernement jëlal 1 euro nga dugalal ñu ko ci benn assurance ne ñu li ci des yéen a koy gérer nga xool mais c'est très simple. ci lu wér. ba ma jox Seydina mu àggale foofu. dëgg la waaw xam naa ni. comme ça ma branché rek wax bu gaaw rek. dëgg la moom daa mel ni sax tey jii moom dañoo xaw a xaabaabal tuuti. banque bi moom mën a sut a dem te tudduñu ko Seydina. sunu banque bi daal defe naa bu paree neex moom mandat bee yam. waaw kay jeex na foofu laa doon bëgg a ñëw. ndax nag moo ko waxal boppam nee na la création d'une banque ou d'un fonds d'investissement te nag wàllu fonds d'investissement moom Sénégal bu ñu ci bëggee dugal moom mooy taal leen seen xaalis rek ndax li ñuy sonal déjà 1000 milliards yoo xam ni daanaka à la consommation lañ koy def tey jii milliards yooyu mënoon nañ ko investir ñu doon ay les principaux investisseurs du Sénégal tey jii boo xool fonds coopération yi ñun li ñuy yónnee mat na ko mën na ko fukki yoon waaw kon nag tey jii defe naa ni wax jooju sax c'est très optimiste mais nag faisabilité bi moom lu doy waar la. waaw mais xam nga man dama jàpp ne ñun li tax léeg-léeg suñu waxee yenn yi mu ñuy def rek mooy li ma doon wax sànq rek xam nga li naan am na foo xamante ne si boo fa yàggee jaar buñ la ca tegalee ay xaaxaam da nga xam nooy def ba moytu. ñun dañoo yàgg a dégg ay slogan ak façon yooyu pour calmer généralement bu ngeen gisee bu problème amee buñ génnee rek danañ ñu indil benn wax boo xamante ne si pour divertir loo ñu ci ban fàtte ñun li nga xamante ne si mooy alikale. Imaginez-vous tey yow yaa ngi bërki Dembo Njaay ne danañ jéem a def tout te fa la liggéey bi war a tàmbalee ba natt sénégalais yi ñaata lan kenn ci yéen déggagum ngeen wax jooju ban ko waxee ba tey ñu waxaat ci te booba coow moo amoon ñu ne waaw fi ñuy tàmbalee mooy il faut que ñu xam sénégalais yi ñaata lan
comme ça ñu soog a mën a teg waa léegi yow tey nga ñëw xëy suba nañu ay waxi banque mais dafa am loo xamante ni si des fois ñemewuma sax naan xaw naa waxu ku daanu ci saret la wala dara mais da ngay toog ba ci yàgg nga ne ñii est-ce que ñoom ànd nan ak seen sago parce que xanaa ki nga koy defal bu fekkee ni moom actionnaire la ci da nga ko yëgal wala nga xamal ko wala nga wax bala ngay génn ci mbedd di ko wax loo gis ñu ne defee nañ ko nii waxtaanee woon nañ ko moo war a jiitu muy benn bi Pape Demba dañ koy wax léegi ñu ne ci 1000 milliards yi ñaata lañ ciy dugal ak yooyu Pape wax ko léegi ne ñeneen ñi yàlla buñ ma meere wala dara lépp luñ ci wax bàyyi nañ lu ko rëy parce que gis nga mbas mi dafa wane dooley immigré yi nekk Sénégal xoolal li ñuy wax ne teg nañ ko ci ay avion bi fa doomu sénégalais yi toogee Sénégal ñu tëj aéroport yi waa Italie rek nga doon dégg parce que nan fa tolloon effectivement noonu la ñuy demee parce que du lu ñu préparé te imaginez noonu ñu fa tolloon di dem ku ciy dem lu mu gàtt gàtt ci sa poche mooy loo xam ne déclaré woo ko yaa nga càag nan ko sax def 1000 euros. ñaata lan doon wax ci doomu sénégalais yoo xam ne Italie la nekk fa yeneen dëkk yi partout nga ci doon dégg ñi ci des au contraire dañ doon jaari sax ci dëkk yooyu pour mën a yegg si waat Italie donc loolu bu fekkee ne du priorité yow pour nga mën kaa xool mais dafa am loo xamante ni si ñun commencé nañ ci di ci waxtaan ak ñi ku mel ne Lamine ak yu nu mel pour gën kaa yaatal parce que gis nga Pape Demba ñun danoo gëm ni suñu banque ak suñu delluwaat ci suñuy loxo la nekk parce que tey jii koo taxawal ne ko ñun ñoo tabax aéroport Diass. ndax kenn ci ñun yëg na ko. waaw xaalis bi ñuy dagg de. suñu biir yi ñu yokk de foofu lañ ko tabaxee te pourtant xalaatun benn yoon ne nañ jël ci waa diaspora def ci conseil d'administration bi wala ci nangam déedéet. kon tey boo amoon volonté politique pour que diaspora retour am possible wala que gestion politique diaspora war naa mën a nekk parce que ku ne xam na ni 31 euros yi ñu ñuy laaj ci consulat bi pour un passeport boo ca tegoon 4 euros moodu bi du la ko bañal mais nga def ko ci foo xamante ni si da nga naan leen seen gestion lay doon yéen 4 euros yu defal benn conseil d'administration boo xamante ni si association yi daayira yi en tout cas représentant moodu yi ñoo koy gérer cas social dana wàññeeku bu baax fii ci Italie yii nga naan da ngay def gratuitement ak yeneen yoo xam tey buñ waxtaanee ci biir nit ñi danañ génnee saafara yi nga xamante ni si ñun danañ ko gérer suñu bopp mais tey boo ko yëkkati woon ñu ne ay day def nii day def naa day def na le te da nga koy wax a wax ba mujj gi yow da nga naan naa toog te buñ génnee ci télé yi di la tegal schéma yoo xamante ni si buñ ko jaay rek nga ne gongo fekk ne la woon base ba yow tegoo ko mais boobu tabax nan lay fay taxawee yow tey jii bu fekkee ne dañ ne la fondement bi baaxul nga ne ok nan def séenage rek nan teg suñuy kii rek après grawul quoi fii ak ñaari at Sénégal ak Afrique loolu mooy problème mooy que ni étude de projet bi day fay sóote lu bëree bëri que ni est-ce que ñun la ñu waroon a tàmbale nañ ko ba pare du am ay projection ñoom daal na nekk tey parce que ñoom ñoo ngi fi xëy na pour 5 ans yi nan la ñuy def ba bu coow amee ñu indi benn gros projet rek teg ko topp ci loolu di ci wax ba nit ñi fàtte la nga xamante ne si moo doon xool alors que waroon na noo mën a am une bonne politique sur l'immigration nga xamante ne si danañ xam ni danañ ok nan tàmbalee ci wàññi ñaata lan ku nekk fan nga nekk ñan ñooy ressources humaines yi suñ paree ñu soog a commencé xam à partir de ce document lan mooy priorité yi ñu war a def parce que banque du weesu waaye bala nga naan naam nekk fa ci yan jalon lan ko tege ñan lan ko waxtaanal mais déedéet parce que da ngay jékki-jékki rek ñu ne defee nañ ko nii waxee nañ ko nan bàyyi seen yooyu gis nga inclusive rek mooy mën a tax nit sawar ci li muy def moodu yi fii loo leen woo ñu def ci seen xam-xam def ci seen temps def ci seen doole te doo leen jox dara ñaata yoonu lan woote ci consulat bi kenn ku ci nekk yaay taal sa oto ñëwoo ba laaj te pourtant ñoom ku leen yónni jox leen per diem jox leen billet jox leen leneen ak leneen te fii moodu yi da nga leen di woo ñu ñëw génnee seen xalaat tegal la ba pare ñooy taal seen oto jënd seen essence ñëw taxaw waaw kon nag war ñoo mën a xalaataat nan lan war a gën a mën a jëriñoo moodu yi parce que li ñuy wax yëpp ñun même luñ bëgg organiser suñu bopp ñoom suñ amul volonté bi loolu du mus a sotti donc ñoom ci seen bopp ñoo war a mën a xoolaat nan lan war a mën a taxawee ba askan bii nga xamante ne si mooy Sénégal parce que tey kenn ku ci ñibbi ci ñun njëriñu Sénégal la gis nga transfert de technicité boobu nga wax dafa am man dama kaa def damaa dem Sénégal toog fa nekk fa ak ay xale di leen wan nan la ak naka la ban tabax mais gis nga boo ñëwee ci benn programme bu mu ci mënta doon bu dul ONG moom mënoo fexe ba laal ci loo xamante ni si marché état la liñ lay njëkk a laaj dañ koy bañ ba dañ koy boole ci yi nga xamante ni si mënta ñàkk
5 ans d'expérience nangam ak sangam waaw léegi yow bu fekkee ni yow Modou bi nekk fii am sa xam-xam dem taxaw fa di def et pourtant on gagnait des marchés avec ñoo xamante ni si ay jàmbur lañ te satisfaction yañ cee am mujj gi dam naan la bu population yi ñoo lay wax ne la bagage yi ñële moom buñ la ko joxee moom xamal ni mooy loolu parce que tout simplement ki gagné marché boobu bu demee jëndi la muy jëndi mooy bagage su kii te joxe ba ña waroon a def contre expertise wala ña waroon a contrôler dootuñu contrôler malheureusement nag loolu ñun rek ñoo ko mën a dindi ca réew ma mooy corruption yeeg yeneen ak yeneen doo ko fi waxee parce que tout ce que ce gouvernement veut mooy que ni ah yéen vous avez eu la chance de connaître mais vous n'allez pas faire connaître aux autres mais loolu c'est grave Boubacar tey jii taxawaay bi mu am da nga kaa waroon a sagal ci réew ma te kenn ku ci nekk ci ñun da ngaa war a def sa kéemtalaay kàttan ba condition yi nga ko téewee ak façon bi nga koy bëgg a defee nii nga xeex ci pour mu jëkk loolu nag kenn ku ci nekk ci ñun sa yëfi bopp la ndax tey jii ñaanama ko yàlla buñ bàyyee noonu mu sedd suba Seydina moo ciy topp gannaaw suba Tamsir la gannaawaati suba xëy na sax dañ naan ah tey kat mënuñoo def émission bi ndax maara day taali sa jëwriñ ñëwul xam nga mën naa ñàkk nag waxuñu fi lu aay waxuñu lu dul luy wane nan la ñuy def ba gën a ñoŋal suñu nekkin ak su nekkinu communauté en tout cas maa ngi leen di santaat bu baax Pape Demba ci occasion yi nga xamante ne si jox ngeen ñu ko di sant télé rajo beeg télé bi bu baax a baax parce que tamit bu leen neexoon ñu ne nan yem ci xasida gi rek nan yem ci arxuraan gi rek waaye wane nan ne lii dafa bokk ci dundin gi te arxuraan ak xasida waxul lu génn nekkin ak doxalinu doomu aadama bi ci anam boo xamante ni si bu am solo la kon nag ñoo ngi rafetlu bu baax yéen it seen liggéey. waaw balaa ngaa tëj ma laaj la sa xalaat ak appel bi ngay joxe ci situation tolluwaay mbas mi. waaw mbas mi moom damay waxaat toujours nit ñi rek waxuma la sax ñun doomu aadama yi nii waaye boo xoolee diine yi sax tey dañ cee d'accord que ni liñ war a jiital gannaaw ba ñu defee ñaan yeeg yooyu yëpp mooy déglu dëgg tegtal yi nga xamante ne si kër docteur ñu ngi ñu koy joxe Sénégal nag danañ leen ko waxaat nañu moytu man mii di wax ak yow ci semaine bii ma nekk lu ma daan dégg benn tàgge dégg naa ci juróom-ñaari tàgge te li gën a doy waar mooy nit ñi ña ngay jaale ci loolu nañ ci bàyyi xel neew ñu kenn koo xamante ni si dafa dee ci mbas mi la deewee déedéet ndax nit ñi dañuy yaakaar ni sax yow boo nee bu leen dem jaale ji dañuy jàpp ne yow yaa ngi sous-entendre que ni kii dee mbas mi moo ko rey déedéet keneen na ngay ñëw di jaale si am na ko te xamu ko ngeen dajee fa saafonte fa ku nekk janu yóbbu dañ koy wax di ko waxaat feebar bi dafa am foo xamante ni si toll na fa ku ci nekk na nga góorgóorlu ba xam ni sa bakkan yaa ko mën a rawale fii ñu nekk yàlla ñu ngi koy wax di ko waxaat lépp loo xam ne tegtal la nan ko jëfee comme nan ko jëfee woon ca vague bu njëkk ba ndax metti na te façon bu ne gis nañ ko buñ demee ba naan ña ngi suul Sénégal nga war a xam ni kon doy na waar kon nag bu dee ni ca réew ma ñu nekk la toll nan foo xamante ni si ñaan foo ko defal borom dëj bi dana ca jot nan wàññi ndajey dëj yi parce que fi mu toll nii ngénteetun wàññi nañ ko waaye dëj yi moom mu ngi melaat ne ba tey tulli ak màlle te war nañu koo mën a moytu kon ñoo ngi woowaat Sénégalais yi ci retenu ñu góorgóorluwaat parce que lii ñu leen di tere yëpp man jàpp ma ni pour téye seeni liberté la wala leneen ak leneen waaye nag na ànd ak liggéey comme niñ ko defee fii ni diaspora bi góorgóorloo ba xam ni mbas mi taxaw na waaye nañu wut ay pexe ba continuer suñuy activité Sénégal tamit loolu war nañ cee bàyyi xel ba bañ kaa def rek phénomène u góorgóorlu profité ci pour repos ndax man jàpp naa ni liñ reposé moo tax tey ñu dellu gannaaw lool kon nag yal na yàlla dolli jàmm te sàmm ñu bàyyiwaat xel kenn ku ci nekk ci ñun ni ñu koy defee fii ci suñ communauté yi di ci góorgóorlu ba ñuy respecté loi yi réew mi joxe na nga ko góorgóorloo ci say mbokk Sénégal ba nga xamante ni si aussi danañ conscient ci ne feebar bi affaire communauté la ku ci nekk war nga cee mën a wax def ci man dama leen di wax ne tollatun fu ñuy waxee gouvernement bi wax naa ko waxul déedéet ku nekk yaa war a mën a sol sa dàllu bopp di wax ak di jëf pour que xale yi yam parce que mën na bañ a sonal mag xale yi mais suñ mag ñi moom ña ngay wàññeeku bu baax te ku ne seetlu na ko kon nag ñoo ngi jaale ñi ci wàññeeku waaye tamit ñoo ngi soññaat taxawaayu ci ñi nga xamante ni si kenn ku ci nekk la yàlla jox ci cër nga exploité ko ñoo ngi leen di baalu àq bu baax tey jégguluwaat nag bu baax a baax di leen ziaraat nag bu baax ak yëpp ñëpp nag macha allah Baye Makhtar
macha allah président vraiment kontaan nañu ci yow aussi ci disponibilité bi parce que aussi c'est pas évident le dimanche xam nga nit ki war a noppaliku war a xëy nekkaat ci yeneen i activité de improviser un thème comme ça c'est vrai thème la bu ñu sentir bu ñu boo xamante ni ñoo ci war a jiitu mais nag aussi nit ki moom waa góor moom du def lu dul dooleel nit ki donc du lay remercier wax dëgg yàlla parce que Baye Demba sànq ci ngoon rek dañu déggante téléphone rapidement mu ne waa sawaay man de damaa bëggoon ñu waxtaan ci lii ma ne ko loolu day devoir la waaw vraiment devoir la ndax nag kii ñu teg loxo ci moom muy Boubacar damay wax ni son défaut mooy du politicien c'est ça son défaut tey jii bu doon politicien du fa sax taxaw de génn na kon ba def conférence de presse mais yàlla suñu borom moom bëtam yaatu na gis na lépp xam na lépp te it bëri na yërmande ndax koo xamante ni defut waxul donte it bu defee sax nga war a jàpp ni kilifa la ñaata kilifa ñoo nekk Sénégal di ay politiciens bu ñu leen di jàpp dañ leen di woo ci sutura waxtaan ak ñoom yóbbu leen enquête leen delloo leen fa ñu jógee waaye nga jël ko toroxal ko noonu ci aéroport bi wax dëgg yàlla diaspora bi du ko rafetlu diaspora bi duñu ko rafetlu te dinañu ko wax ci kaw ba ñëpp dégg ko rax ci dolli it ñun liñ ciy tegaat mooy on lance aussi un appel au président de la République directement moom la ñuy interpeller di ko wax di ko tàllal la ko moom mi nga xamante ni moom moo yor pouvoir bi di ko wax ne ko Boubacar ñun gisuñu dégguñu te yaakaaruñu ni wax na loo xamante ni safaanoo na ak lu loi di bañ ndax ki nga xamante ni il a posé un débat donc je crois que ce débat là bi mu ko posé il méritait vraiment un retour benn feedback ci ay réponses yoo xamante ni dañ ko war a jox parce que diaspora bi ñun en tant que diaspora ñun aussi on veut savoir te ñun on prétend aussi transparence ci yenn mbir yi dañ koy prétendre parce que tam si ñun la ñuy wax ci ñun la ñuy wax ci ñun la ñuy def donc vraiment débat boobu mu posé foo mu ko posé man mii bu ma fi toogoon danaa ko posé Seydina bu fa toogoon dana ko posé Pape Demba bu fa toogoon dana ko posé préoccupation biñ ciy am nag monsieur le président mooy ne que bu fekkente ni loolu ma Boubacar demandé question boobu mu posé ñu jël ko yóbbu ko ndungu siin ñun ñii kon dañu yóbbu ñun ñëpp ndungu siin ndax ñun ñii ñëpp posé nañu ces débats là on est allé même plus loin de ces débats te di nga ñu indil préoccupation parce que on penserait même pas que bu ñu egsee Sénégal da ngeen ñu jël da ngeen ñu téye donc c'est une grande préoccupation pour la diaspora non seulement pour ñun ñii di cittadini lambda de la diaspora yi fi nekk mais aussi pour stampa yi nekk fii média yi nekk fii di bind di wax seen xalaat nangam ak nangam ci luy jëmale diaspora bi kanam donc xeexuñu ak nguur Boubacar waxul luy xoos xolu nguur Boubacar farluwul mais dafay xool toujours la juste raison mu wax ko et il donne toujours la juste narration donc poser boobu débat boobu mu poser man j'invite à nos parlementaires yi nga xamante ni ci ñun la ñu bokk ñun ñoo leen fal que ñoom aussi nañu jël les choses en main nañu jël les choses en main ñoom ñoo war a nekk les premiers avocats des immigrés ñoom ñoo leen di taxawal politiquement parce que ñoom la ñu fal ñoom ñoo war a taxaw ca parlement ba war a taxaw war a kaas li nga xamante ni war nañ ko kaas ils doivent s'interroger ñoom aussi war nañu interroger sur la manière ci lii ni mu amee war nañu interroger ci la question bi Boubacar posé donc ñoom waruñu taxaw rek di def tweet wala ñuy taxaw rek di ko naqarlu ci rajo bi ci télé bi non nañu dem plus au fond ñun nag ñu féetewoo ci diaspora bi fii nañu ko xeex fa ñu ko mën a xeexee social bi la ñu am suñu baat la ñu am rajo bi la ñu am télé bi la ñu am nañu ko wax nu ñu ko mën a waxee ba mu àgg fu mu war a àgg donc vraiment Baye Demba ñuy kontaan loolu xaabaabal nañ loolu waaye mun bay jaam buñ noppee rek yónnee ko facture bi incha allah di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal président Seydina aussi jàmm di ñaan yàlla rek tënku bi ñu tënku yàlla soppil ñu ko te ñu fekke ko tatal ko bokk ci ñi koy nettali
amiin ba mën a continuer suñu projet yooyu ñu dëgmaloon incha allah yàlla mën na ko yàlla def di jox mbokk yi dox daje rek beneen dimanche incha allah ak yeneen thème. jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf mbokk yi participé yëpp tey ci émission bi doyen Ousmane Tamsir ak Baye Diouf vraiment seen intervention am na solo di nuyu président Seydina aussi ma bëggoon a tëjee rek ni ko Seydina def ndax léegi rek bi Seydina di def li nga xam ni moo di sensibilisation bi ci Sénégal ñi ngi teg ci sunu écran photo xalif général sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg lool ànd ak ñun ci liggéey bi ñu gunge ko ba lépp loo xam ni am na ko yéene ci liggéeyu maamam ju tedd ji mu yeggali ko jàmm waaye ma ci dox af njàngat bu ndaw rek fas yéene ko tëjee di wax ni sëñ Mountakha de wàccoot na ak ñun ndax nag bi mbas mi tàmbalee ba léegi li mu def ci Sénégal kenn def ko fa ci wàllu jàppale ci wàllu taxawu ci psychologie ak it ci wàllu di ñu teg ci yoon semaine bi passé yónnee na ay ndaw porte parole am wax na porte parole kër Serigne Bassirou wax na mu di sëñ Cheikh Labé waaye de man de écho yi ma am murit yi de topp ñu ndigalu Serigne Mountakha ndax nag lañ ma wax ni moo xew Touba ku ci tiitul war nañu jóg ñun ñi nekk fi ñun ñëpp waxtaan ak suñu njaboot ndax nag buñ nee Touba boo duggee ci dëkk bi fukki nit yu dox ñaari nit ñoo takk masque c'est très grave jamono yi Touba recrudescence cas yi fa am daanaka mook Dakar ñooy bëgg a yam duñ ko nag nabal dañuy wax la ca xew tey jii noonu Serigne Touba bu duggoon Touba day ni ñii kat déggaluñu ndigal seen kilifa ndax ka nga xam ni doo ko gis Serigne Mountakha kenn gisatu ko gémmiñam reem ju rafet jooju fuñ ko fekk mu ngay takk masque bañ na ba tëj na ziyaar yi joxewaat na gis ngeen ba Ndakaaru représentant xalif bi def na conférence de presse àjjuma waxaat mesure barrière yi ñu yëkkatiwaat ko da ngay gis ku takk masque dégg naa Sénégal Touba masque am sax bu ko takkee da koy wengal gémmiñ gi nekk ci biti waaye est-ce que xam nañu masque lu muy jariñ tey jii masque bu ko nit takkee nit jege la am ko mënees na la kaa bañ a wàll ndax gémmiñ dafay génne chaleur di génne ay maanaam ay xeetu tuflit yoo xam ni nit du ko gis ay particelles yu tuuti la daanaka mook air ñooyam tey jii nit mën naa noyyee gémmiñam noyyi bi nga noyyi ko mu dugg la te boo takkee masque waxuñu ne mënulaa dal waaye mën naa wàññi pourcentage bi tey jii bu ñuy raxas sunu ay loxo mën ngaa jël virus bi ci sa loxo dem raxasu virus bi dem yoonam kon tey sëñ bi daf ñoo wax li yàlla santaane ni ñu corona jaamu sunu borom la mënuñu ko fee dindi yàlla moo ko fi indi waaye waxtu liggéeyam bu jeexee mu demal boppam waaye nag la ñu yoon santaane kër docteur sant ñu ko moom mu jiitu ci dañ cee war a dem tey jii boo leen xoolee Touba la fa nekk ci ay difficulté ba ci nit ñi sax lu génn Touba daf leen di jàppale kooku tey jii yaakaar naa ni bu taxawee joxe ay directive képp kuy murit yaakaar ko da nga cee war a taxaw ndax nag maanaam topp ndigalu sëñ Mountakha mooy topp ndigalu sëñ Touba topp ndigalu sëñ Touba mooy topp ndigalu yàlla loolu dafay jaadu ñu bàyyi ko xel waaye Touba tey jii boo toogee fukk yoo taxawal boo leen ne ndax corona am na ñu ne la corona amul te sëñ Mountakha ni corona am na loolu nag mooy ñàkk dégg ndigalu sa kilifa dañuy taxaw nag ñu waxaat ci ñu defaat ci nag def naa sensibilisation jot na ñun ñii ñu waxtaan ak suñu njaboot surtout nag ñi yor njaboot Sénégal génnewaat mesure barrière yi ni ko sëñ Seydina waxee éviter xew yi wàññi xew yi ndax nag dañoo am ay mag yoo xam ni tey jii bu corona bi sonalul gone gi bu ko jëlee ci kër ci mbedd mi bu ko yóbboo ci kër gi sonal ay waajuram wala maamam loolu nag
loolu mooy problème yi ngeen di gis tey jii mag yi ñuy tàgge ndax it nag dëgg la Sénégal nee nañu dafa am problème de communication mais communication bu bari mënatuñ ko wax ndax nag ku ñu ne dafa faatu ci corona duñu nangu ñu sax ñu suul ko ci armée mbokk yi nañ leen delloowaat suñu xel te delluwaat tënku ci ndigalu suñu kilifa yi sëñ Mountakha de wàccoon ak ñun lam ñu waxoon vraiment buñ ci tegoon Touba danañ parce que demoon nañu ba nga xam ni Touba amatul woon 10 cas sax amatu fa Matlaboul Fawzeyni bi nga xam ni amoon nañu 130 lits 10 cas amatu fa woon loolu la docteur Dieng waxoon bu ñu demee ba nga xam ni Matlaboul Fawzeyni fees na tey jii jëlaat nañu hôpitalu Touba Toscana ba nga xam ni centre yi ñuy wax yëpp nee nañu duñu am jafe-jafe pour dugal fa nit ñi te it beneen problème bi nga xam ni moo gën a am Touba ak Sénégal mu di nit ñi nga xam ni dañuy bañ di dem defi test yi loolu it c'est un autre problème ndax nit ki buñ la nee kër gi mbir xew na fa yow pour nga sàmm sa wér-gu-yaram sàmm wér-gu-yaramu ñi nga dëkkal demal nga defi test waaye dafa mel ni nañ daan nekkee woon rek lañ nekkewaat problème bi dafa mel ni maanaam mbas mi gàcce la te it nag mbas lañ ci wax ku ko xamoon doo ko daw wala di nga def loo xam ni da ngay wàccoog sa bopp ndax dañu ne ku fa faatu shahid nga kon nañ leen góorgóorlu mbokki taalibe yi ñu delluwaat tënku ci lii nga xam ni moo di sunu ndigalu kilifa yi may ziar nag bu baax sunu jëwriñ sëñ Ibrahima Ndiaye ndax nag dama ko waxul ci tàmbali bi ñëpp dégg nañu xew-xew bii nga xam ni moo xew Cargaan mu di sunu xalif bii nga xam ni di Serigne Daouda Ndiaye moo wàcc liggéey démb defe naa ñu denc ko tey ñu ci ànd ak sunu kilifa sëñ Ibrahima Ndiaye Khalil ñëpp xam ko ci makaarimul axlaa ci émission yi muy def fii ñu koy ziar di ànd ak moom xew-xew boobu ndax nag wax dëgg yàlla jamono yi Sénégal métti na métti boo xam ni la fay xew kenn mënu ko wax loolu nag daf ñoo war a gën a boolewaat ñu sensibiliser suñu njaboot yi waaye it jël benn prise de responsabilité boo xam ni ku ci nekk war ngaa xam ni saa yoo génnee rek boo duggee sa kër am na looy delloosi mbokk yi di jéggalu nag bu baax ci guddaay bi tey di ziar bu baax suñu jëwriñ Modou Mbaye Thiam Baye Fall waaye dafa nekk loo xam ni mënta woon ñàkk ñu dugal ko ci émission bi di leen sant di leen gërëm di leen joxaat daje dimanche ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu jërë ngeen jëf حسبي